ngir gunge suñu réew mii di Sénégal ak mboole seem kuy yëngu ci wàllu koom-koom rawatina ci wàllu mbay càmm ak napp boole ko nag ak taxawaayu aar li ñu wër di alam bi ngir yokkute gu mat sëkk te mucc ayib LBA la banque agricole lëkkaloo ak Sud FM seen rajo ñoo leen di may àllarba bu jot bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee seen émission waar wi la banque agricole LBA di banque bi xarañ te ubbeeku. salaamaaleykum mbokk auditeur Sud FM rawatina auditeur waar wi tey jii nag nu fas yéene ak ñëw yéen gannaaw ba leen nuyoo ba pare di leen di gërëm si seen teewaay si seen émission waar wi ñu fas yéene ñëw ngeen seen émission tey jii mu am benn waxtaan bu am solo boo xam ne daan ko siy def ndax loolu dana ëmb mbirum dëwlin dana ëmb mbirum gerte ak lépp loo xam ne rek dafay jublu si wàllu rural jamono yii nu génnoon muy campagne bi nga xam ni moom la ñu génnoon muy campagne bu jaayum gerte gi déggoon ni mu demee woon ak tam ni mu amoon ay yëngu-yëngu waaye tam amoon na tam ay parti yoo xam ni neexoon na trop surtout si ki nga xam ne moom mooy baykat bi ndax gisoon ngeen gerteem jëndoon nañ ko ba juróom-benn fukk ak juróom am ay sa ndorteel ba sax am na loo xam ni passé woon na ko ba nuy àgg sax ay juróom-ñetti fukk ak yu demee noonu waaye tam li nga xam ne moom mooy jiw tam dañuy wax si jamono yi ni nekk nga xam ne ñoo ngi tàmbalee joxe pour campagne agricole bu bees bi duñu deful nànk dana manqué waaye daal joxe bi mi ngay dem ndax côté Kaffrine Tamba ak Kédougou surtout Kédougou ñoom commencé na taw ba commencé nañ jot seen ay mise en place am na yu ñu joxewul foofu des na tuuti si wàllu gerte gi xanaa li engrais bi rek moo xaw moo accès-gul pour dellu si waat si li nga xam ne tey ji moo tax nu toog si table ji tey ji dañuy waxtaan si mbirum RASIAT muy regroupement des industries agroalimentaires de Touba xam ngeen ni ñoom at mu nekk daan nañu bokk bu baax a baax si mbirum jëfum gerte ak te mbirum dawlin parce que daan nañu am gerte di ko nal di ko jaayaat li nga xam ne moom mooy Sonacos ak yu demee noonu wala yenn saa yi sax Sonacos daal di leen jox gerte ñu daal di nal ba pare daal di trituré jox ko moom mu daal di raffiné ak yu demee noonu waaye moom gis ngeen ni amoon na moom tam ay yenn jafe-jafe ndax gerte gi dañu jël li si ëpp daal di ko jaay bitim réew ak loolu nag tax ba nga xam ni njëg bi yéegoon na trop ñoom ñi nga xam ne nag dañuy defar fii di nal di jaayaat est-ce que loolu du fekkee ni dañ koy jënde njëg boobu loolu daan si mën génn loolu nekkoon na loo xam ni sonnaloon na seen wàllu liggéey loolu tax nag ba nga xam ni tey jii ñoom yëg nga leen jamono yéen ñu génn defoon na sax benn assemblée générale ba indiwaat keneen daal di teg sa place fa ka nga xam ne moom mooy maam Xarim Mbàkke te nekkoon fa kaka fa wuutu léegi daal di tëdd Ousmane Diakhaté tey jii moo teew si plateau bi Ousmane ñoo ngi lay nuyu gannaaw ba na dalale nga teew nu lay bàyyi nga nuyu te gaa mbokk Sud FM yi ak tey ñi nga xam ne ñooy auditeurs yi. salaamaaleykum wa rahmatullah. Maxtaar maa ngi lay nuyu. di la ziar di la sant ci invitation bi. jërëjëf di nuyu sa auditeurs yi lay déglu ci Sénégal ak ci bitim réew. di nuyu waa RASIAT yëpp. comme ni nga ko waxee dañuy def assemblée générale le 6 avril soxna maam Xarim mi ki jiite woon macha allah ginnaaw ba mu defee liggéeyam ba bu mucc ayib daal ni dafay daal seeti leneen ñu koy delloo njukkal di ko jaajëfal ndax yóbbu na kuréel gi fa nga xamante ni wax dëgg fa yàlla foogee wuñ ko woon. ñu nag depuis boobu ñoo nekk ci kuréel gi ma ànd ceeg équipe boo xam ne am nañ engagement am nañ compétence am nañ expérience. di ñaan yàlla rek mu defal ñu ci ndam. di commencer d'abord comme Touba laa jógee di ñaanal Serigne Mountakha Bachir mu yàgg fi lool te ànd ak wér. di ñaanal kilifa diine yi nekk Sénégal gi yëpp di ñaanal mbokk jullit yëpp di ñaanal Sénégal gi yëpp am jàmm jërëjëf. voilà suñu beneen invité kooku moom mooy Samien Ndour mooy secrétaire général des Corgra moom Sonacos la nekkoon avant xam naa moom tam si wàllu Sonacos moom tam wàllu jafe-jafe ay machine ak yu demee nag yooyu nekk na loo xam ni ñoom tam gàllankooroon seen liggéey daan dellusiwaat tam ak moom mu waxal nu si mbir moomu fu mu tëddee ak tam li nga xam ne moom lañu ñoom fas yéene def mu daal changé waat ay machines yu bare ngir daal liggéey bi mën yemb yooyu itam danañu si defal waxal nu si tey jii fan la toll si wàllu Sonacos donc nag tey jii amee nañu ñaari mbir mu RASIAT ak Sonacos ñoom ñi sax tàmm nañu lëkkaloo
boulot di liggéey ndax li leen liggéey ni ma ko waxee sànq rek Rasiaat daan na nal ba pare daal di joxaat Sonacos tam di ko jox gerte muy nal et cetera donc amoon nañ partenariat liggéey waaye liggéey bi ni ma xaw taxawee nii léegi sax dafa mel ne ñoom ñaar ñëpp ñoo ko yëg ndax Sonacos la nga xam ni moom la daan mën dëgg-dëgg moom tam di ko collecté si wàllu gerte loolu nekk na loo xam ni léegi mënatu ko ba te loolu du amul dafay tax li nga xam ni moom tam moom la bëgg defar si dëwlin maanaam doo àgg daal si ay prévision am may fàttali mbokki auditeurs yi yéen ñi nga xam ne tamit également ñu gërëm na leen ba pare si seen teewaay may leen di fàttali lu fekkee bi ngeen bëgg bokk si émission bi mën ngeen woote 88 628 98 98 soit ngeen joxe contribution wala du fekkee ne am na yoo xam ne dañ ko bëgg laajte suñu mbokk ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew tam ñoom tam duñu bëggee bokk mën nañu woote 33 841 22 33 33 841 22 33 pour ñu nekk ga bitim réew di leen fàttali nag suñu partenaire bi nga xam ne moom nañu àndal si émission bi moom tam ñoo ngi koy gërëm également muy la banque agricole ñu koy woowee LBA moom nag moom li ko tax jóg rek mooy production te fii tey defe naa moom production rek moom nañu fi wax moom li dafa set domaine bi nga xam ne moo gën metti si wàllu mbay mu fay jàppale loolu di production te ku ni production ni autosuffisance donc ñu leen di gërëm ñoom tam bu baax a baax si seen option boobu léegi nag ñu fas yéene tàmbali émission bi voilà sama gan gi waxoon naa leen que moom mu ngi tudd Ousmane Diakhaté Ousmane yow léegi yaay président bu bees di Rasiaat gannaaw ba nga xam ne maam Xarit Mbacke ba fa nekkoon expliqué nga léegi que moom dem na parce que léegi bëgg na dugg si yeneen waaw léegi Ousmane léegi li ma la bëgg laaj Rasiaat bëggoon naa nga expliqué nu ko wax na d'abord Rasiaat lu mu taxawee ak liggéeyam dëgg-dëgg lan la. waaw sëñ Matar Rasiaat dama lay rectifier tuuti c'est le regroupement des acteurs des acteurs du secteur industriel agroalimentaire de Touba. mu nekk mooy kuréel ba nga xamante ni ñu ko créé woon en 2016 soxna Maam Xari moo ko créé woon ànd ci ak ñeneen ñi nga xamante ni dañoo nekkoon di yëngu ci wàllu segalum gerte def ko diw ak rakal bi ñu demee ba kuréel gi am doole aussi ñu yokk ko ba 2017 2018 ñu commencé lëkkaloo ak état ndax boo fàttali ko 2017 2018 gerte dafa bari woon Sénégal ba ñu yaakaaru ne dafay yàqu ci la état woowoon Rasiaat waxtaan ak ñoom pour ñu am benn protocole boo xamante ne ni dinañ yaakaar ne bis bu ñu ko tegee problème mu gerte dinañ ko réglé mooy protocole du 13 mars. protocole du 13 mars boobu ñu liggéey ci comme ni nga ko waxee ak Sonacos ak Copéol CAIT ak les opérateurs économiques yi nga xamante ak les importateurs d'huile maanaam commerçants yi. donc Rasiaat boobu aussi. protocole boobu lan moo doon continuer pour lan la woon exactement protocole boobu. waaw xam nga 2017 2018 comme ni ma la ko waxee. gerte dafa bari woon Sénégal. ba ñu yaakaaroon ni gerte day yàqu xam nga béykat yi bu ñu bayee ba pare au mois de décembre bu ñu gisul ko jënd gerte gi dañuy jaaxle. parce que dafa am lu fi xewoon 2010 dañu amoon surproduction yi mooy noonu bon impayé. parce que dañuy joxoon gerte usine bi gerte gu bari te usine bi en fait mënul woon fay lépp. Sonacos parce que boobu moom rek moo fi amoon doole boo xamante ni mënoon na jënd gerte Sénégal yëpp parce que boobu les unités artisanales amagun doole bi nga xamante ni am nañ ko léegi. donc psychose boobu dafa nekk ci baykat yi ba 2017 2018 bi nga xamante ni gerte bari na baykat yëpp dañuy jàppoon ni seen gerte dafay yàqu ci àll bi wala dañ koy jox usine bi du leen fay. donc protocole bi li ko waral mooy ñun bi nga xamante ni 2018 état woo nañu dañ ne leen ñun gerte gi mën nañ koo liggéey parce que ñun am nañ ay usines yi nga xamante ni li nga xamante ni moo fi ñor ci gerte ñun doyuñu parce que ñun daaw liggéey nañ muy 2016 bi liggéey nañ ba liggéey gerte bi nekk Mali ak Burkina Faso kon gerte bi ñor Sénégal jaaxaluñu état bi nag daal ni mais yéen gerte bi nga xamante ni dangeen koy diw bi nga xamante ni dangeen koy produire c'est interdit parce que diwu sagal ku ne xam ne dafa am aflatoxine ba nga xamante ne nii norme sanitaire yi dafa aaya ñu jaay ko ci marché bi baax na am baaxul loolu du débat bi mais Sénégal moo ko aaye léegi état daal ni day def benn protocole yéen ak Sonacos ak CAIT ak Copéol FKS mooy ñi nga xamante ne am nañ ay unité de raffinage bu ko defee yéen boo leen demee jënd gerte gi ci àll bi ngeen nal ko am huile brute jox ko Sonacos Copéol CAIT ak FKS ñoom ñu raffiné ko def ko ci ay bouteilles jaay ko léegi nag protocole boobu ñun daf ñu lëkkale ñun ak usines yooyu ak ñi nga xam ne dañu am raffinerie mu lëkkale ñu am raffinerie ak ñi nga xamante ne dañuy importé diw ñun leen ba da ngeen di importé diw dafa am benn quota boo nga xamante ni dangeen koy jënd ci diw bi nga xamante ni mooy diwu gerte bi am ci réew mi bu ko defee ñu soog leen a may ngeen importé diw parce que mënuñu bàyyi ngeen di importé diw ba pare suñu diw bi nga xamante ni mi ngi ci réew mi di fi yàqu loolu mooy protocole du 13 mars. kooku yéen ko waxoon.
waxtaan la woon rek. waaw moom seen proposition la wala. effectivement suñu idée la woon parce que. état bi mu ñu wooyee le 17 février 2018 Mahammed Boun Abdallah Dionne bi mu ñu wooyee moom jaaxle woon na jamono yooyu parce que ñun bi ñu ne ko gerte gi du yàqu moom gëmu ko woon. parce que contexte bi dafa xawoon a compliqué tuuti parce que on était à 1 an des élections présidentielles te doon na nekk politiquement mu gênant pour le président que ñu dem ci ay élections te gerte nekk ci réew mi di yàqu wala ñu naan ko gerte daaw gi jarul. donc loolu moom nekkoon ay propositions yoo xamante ni dañ ci waxtaan mu nekk loo xam daf ñu doon arrangé ñi nga xam ne dañu am raffinerie arrangé baykat yi parce que baykat bi li nekkoon solo si mooy xelam dal mu xam ne kat gerteem gii am nañu ko jënd te ñun amoon nañ possibilité jënd ko même bu fekkee nekkul woon loo xam sax dañ koy jënd fay ko cash parce que c'était pas simple mais mu xam ne kat gerte gi am na fi ay opérateurs économiques yoo xamante ne ni ay usines yoo xamante ne ni du Sonacos wala Sonacos la ak ñun ak ñeneen loolu mooy solo protocole 13 mars bu ko defee loolu taxoon na ba wax dëgg yàlla coow la jeexoon na ndax bi ñu commencé liggéey baykat yi xam nañ ne ñun ñi ngi jënd gerte ñi ngi liggéey xam nañ ne seen gerte ala kullu àll dina jar donc loolu moo taxoon coow li jeexoon yàlla dafa def sax avant mois de juin gerte gépp liggéeyoon nañ ko xam nga ku wax naan gerte dina yàqu mois de mai sa gerte jeex man mois de juin bi fekk na ma dellu Espagne parce que man foofu laa doon liggéey par été donc mois de mai fekk na ñu liggéey gerte gi ba gerte gi jeex ba ñun ñu nekk ci leneen léegi nag bi nga xamante ne ni gerte gi jeex na président de la République wax dëgg yàlla kontaan ci suñu taxawaay tamit yéene nañu aussi ñu liggéey loolu moo waral comme Sonacos dafa nekkoon fii am gerte mu boole ñu ak Sonacos ni yéen seen gerte gi da bu ma soñoon ngeen liggéey ak Rasiaat parce que loolu yàgg nañ ko proposé Sonacos mais Sonacos musuñ ko nangu mais président de la République moom moo leen ko sant ni leen seen gerte gi jox leen ko Rasiaat ñoom bu ñu ko liggéeyee jox leen seen huile ak seen ràkkal ngeen fay leen loolu mu nekkoon li nga xamante ne lu mat 15000 personnes ñi ngi ci doon liggéey ba loolu ba 2019 sax wax dëgg yàlla ñi ngi ci doon liggéey at ak genn wàll daanaka liggéey nañ ci condition yi mu mel ne kon dafa nekk prolongement protocole 13 mars bi ñu bari dañu foog ni protocole bi la mais protocole bi loolu tax ko woon a jóg lii yëwoon ak président moo ñu ko may ak yërmandeem ak bëgg ñu liggéey moo ñu ko may parce que Sonacos aussi daf doon trouver son compte parce que Sonacos amoon na ñetti saison yoo xam ne day jënd gerte mais mënu ko woon a liggéey parce que Sonacos bu campagne taxawee xëy na ñoom dinañ ci tontu foog ñu jënd gerte parce que ñoom même bu fekkoon dañuy jënd gerte gi di ko teg foofu di ko jaayaat wala mu parce que boobu sax jaayaat bi demewul noonu mais même parce que jox nañu fi ay gerte yoo xam ne denc nañ ko 2 ans ba mu commencé yàqu et tout mais mënuñ ko bañ a jënd parce que imaginez gerte ñor Sonacos jëndul gerte kenn jëndul gerte coow loolu musiba la si biir dëkk benn régime baykat yi kenn mënu ko attan benn régime bi mënu ko attan donc Sonacos da nga leen di comprendre ci côté boobu jënd leen gerte jati at vraiment ñun bi ñu ñëwee gerte googu liggéey nañ ko ci at ak lu topp nekk plus de 200 000 tonnes gerte nga xamante ni def nañ ko diw jox leen ko tey wax dëgg yàlla ñoom ci seen wax muy Pape Dieng muy Modou Diagne Fada ñoom gis nañ ci seen bopp waaw léegi li mu la bëgg laaj donc Sonacos moom gerte boobu nga xam ne moom la amoon kooku dañ leen ko mujj jox yéen ngeen def ko diw ba pare jox leen ko ñoom nu rafetee ko waaw ak voilà waaw léegi li ma la bëgg laaj également yéen temps bi ngeen nekkee ci terrain bi avant nu leen jëkk jox protocole yooyu ngay wax donc yéen a ngi woon ci terrain bi di liggéey yéen seggal effectivement mais yéen donc temps bi nga xamee ni je me souviens am na temps boo xam ni temps bu Ablaye Wade jamono boo xam ni seggal bi demoon na ba daw si ba Dakar ba gars yi ñu leen di réprimer fii temps boobu donc yéen seggal boobu yéen a ko liggéeyoon effectivement xam nga donc yéen ngeen am bon yéen entreprise buy liggéey seggal effectivement depuis ndax ñun seggal dañ doon yaakaar rek baykat yi ak ñoom seen matériel yu obsolète yooyu ñooy làqu seen roq rek liggéey ko seen kër waaw mais il faut rendre à César ce qui appartient à César maître Abdoulaye Wade moo fi njëkk indi machines yi nga xam te ni ñun moom la ñuy liggéeyee mooy yi ñu doon jógee mooy Inde waaw yi jógee Inde ak Chine c'est des machines yoo xamante ni mooy gi Sonacos yor ak CIT ak Copel benn la c'est-à-dire que ñun suñu machine dafa am ay catégories dafa am 130 am 160 am 168 mais machine yi nga xamante ne ni moom lañ yor ak yi usines yor benn la presse non du presse yi nga xamante ni moom la ma ñu njëkk ñi daan yor xam nga boo nee Sénégal mooy jëkkee yu voilà c'est des presses électriques c'est des presses électriques modernes yi nga xamante ne ni boo demee ci usines yi ba Chine boo fa demee seen usine moom nga fay fekk donc maître Abdoulaye Wade bi mu lay wax xam ne gerte gi mi ngi posé problème moom dafa amoon vision boo xamante ne ni mooy que ni gerte gi fi ñore ñu transformé ko ci réew mi parce que xam na ni usine bi mënul transformer gerte gi yëpp. demeetul woon noonu capacité mënatu ko. capacité et puis ay rendement sax du demee noonu. demeet Abdoulaye Wade dafa am benn vision moo xamante ne nii mooy que bu ñu béyee ba pare li ñu fiy béy ñu transformer ko parce que maître Abdoulaye Wade première option moo nekkoon mu fexe ba gerte mën a jóge fi mais loolu réussirul. indi na fi sésame indi fi goana indi fi ay plants yu bari mais ça n'a pas réussi parce que ñun Sénégal aussi foog ñu xam ne gerte mooy dafa endossé ak suñu culture. gerte la ñu xam suñu climat gerte la nangu boo fi indee sésame. ngooñ mi xar yi duñ ko lekk bay di ko te gerte ngooñ mi dafa am importance boo xamante ni moom la gerte gi am parce que ngooñ mi mooy tax fas yi nga xamante ni dañuy dund pendant toute l'année ak jur gi ci la ñuy dund danga met Abdoulaye bi mu indee machine yooyu dafa def erreur bi mu def mooy dafa indi machine yi ci dëkk àll yi
alors que dëkk àll yi amuñu maîtrise technique nga xamante ne nii mooy tax ñu mën a exploiter machine yooyu donc ñun waa Touba bi ñu gisee ay machine am na ci àll bi ñun ñoo dem jëndi machine yooyu indi ko Touba commencé liggéey loolu moom may. mais machine yooyu àll ba mu ko fi indee ñenn nañ ko joxoon si àll bi. bon ma xam nga rek affaire u Sénégal da ngay gis koo xam ni ab chef de village la wala ab ku am kaddu wala ku ñëpp xam wala koo xam ne am nañ ci moom yaakaar kenn bu ñu ko joxee machine dina indi ay électeurs ñu jox ay machine mais joxuñ ko woon ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko soxla parce que machine yi ci benn dañ ko jaay feeraay parce que koo xam dafa toog nga may ko am machine amul valeur am mënu ko taal amul courant bu doy kooku vraiment machine boobu da koy bàyyi foofu ñun mag machine yooyu leen dem jëndi ko ci àll bi indi ko Touba loolu moo tax à partir de 2010 2011 sunu machine yi commencé bari à Touba léegi nag ñun après ñu soo ko dem Chine dem Inde di jënd suñu machine bopp mais machine yi njëkk yi moom wax dëgg yàlla président Abdoulaye moo ko fi indi jaarale ko ci Cheikh Amar jox ko waa àll bi ñun ñu dem jël ko ci àll bi indi ko Touba commencé di ci liggéey loolu moo indi loolu moo indi prolifération usine artisanale yi Rasiaat yi parce que Touba en matière d' artisanal dañ ci xarañ espace aussi dafa am ndox dafa am ay góor yàlla dafa am parce que Touba dafa nekk dëkk boo xamante ne nii sur la zone centre mën naa ni kii la dafay attirer l' exode rural comme ni ko Dakar di attirer bu nawet bi jeexee ñu bari ñi nga xamante ne ñoo ko àll bi dañuy ñëw Touba du foofu liggéey donc matière main d'œuvre dafa am parce que liggéey donc Rasiaat moom si condition yooyu la taxawee ci la développé woo ci condition yooyu ci la développé woo wax dëgg yàlla parce que ku xam Bawol ak xam la charte mouridisme xam doctrine mouridisme xam ne investissement moom dañ ko gëm parce que investir ci ay machines yombut parce que ñun bi ñuy investir kenn ku ne la nga jëndee sa machine mën nga ci kër Dakar luyee ko di ci am dara. machine yi seeroon na seeraay boobu. mais ay 15 millions machine bu ci gën a ndaw te di nga am espace machine moo ci gën a tuuti ci investissement di nga jënd suuf terrain bi mën nga ko jënd 5 millions mën nga ko jënd 10 millions jënd machine def sa installation def sa bureau unité industrielle lu mu ndaw 20 millions 25 millions da koy mën am na ñoo xam seen usine ëpp na loolu mais gën ngaa tuuti parce que machine xajul sax ci terrain 20/20 400 mètres carrés boobu dafay usine de transformation day xat parce que da ngay stocké matt da ngay stocké xottu gerte da ngay stocké gerte da ngay stocké rakkal. yéen donc Abdoulaye Wade ay machines yu moderne leen indiloon loolu. non indiluñu ko da ko indil waa àll bi. waa àll bi non yi muy indi rek effectivement ay machine moderne la. président Macky Sall aussi amoon na vision boobu wax dëgg yàlla. parce que ñun bi ñu ñëwee première année je me rappelle pas Abdoulaye Seck mayoon nañu 10 machines yoo xamante ni 5 yi daf ko subventionné 5 yi président may ñu ko. wante nag depuis 2019 ba léegi dañu gis ni loolu moom gisatuñ fi machine yooyu. machine yooyu ñaata la doon jar. pièce xam nga machine yi dafa bari catégorie waaw. biy jógee Chine. am na ci ñetti catégorie yi nga xam ne ñun moom la ñuy utiliser 130 160 168 nga dem ba Chine jënd ko ak nga jënd ko fii c'est pas la même chose kenn ku ne ak na ngay amee sa machine. am ñoo xam ne dañuy dem Chine jënd am ñoo xam ne dañuy jëndi bagage Chine jël machine yi dugal ko ci seen i bagage kooku prix bi mu koy dikk ak man ak ki nga xam ne mais à peu près minimum prix bi ñu ko subventionné yooyu ñaata la leen dikkaloon. waaw xam nga état machine yi ndaw la indoon ni ko subventionné unité bi ñu ko doon subventionné je crois à 2 millions 500. 2 millions yu mag yi nag ay. yu mag yi nag état xaw ma lum parce que temps Abdoulaye Wade vraiment xaw ma moom ci ëpp. mais yéen yi ngeen jënd yéen ñaata ngeen bu fekkee Chine ngeen jënd ñaata lay nekk bon. dafa bari façon xam nga. waaw wax ma yu mag yi rek seen affaire prix dafa xaw a sensible tuuti. parce que sensible lu mu sensible rek kañ si affaire yi la bokk moom. dama la yu ndaw yi 2 millions 500. waaw yooyu dégg naa ko mooy ñun subventionné damay bañ a wax nga ni gars yi ni ma li nga wax foofu parce que kenn ku ne ak ni nga amee. mais fii prix yi ñëpp xam nañu que ni. xanaa ñu entre 2 millions 500 rek ak 15 millions. entre 2 millions 500 15 millions foofu la machine yi di varier. 2 millions 500 mooy bi ci gën a ndaw 15 millions mooy bi ci gën a mag te boobu dafay def 10 tonnes par jour. bon donc léegi ñu avancé un peu di fàttali mbokki auditeurs yi tey jii ñoo ngi waxtaan si li nga xam ne moom mooy jëm si Rasiaat muy ñooñu industrie agroalimentaire boobu nekk Touba te nuy nal dawlin di ko jaay Sonacos ak yu demee noonu ak jamono ji ni mu toll si wàllu njaayum gerte ak jafe-jafe yi nga xam ne tey jii moom nuy dund def naa lépp duñ ko mën wax si Rasiaat mais ki ñuy déglu xam na léegi tuuti rek Rasiaat si yan anam la taxawee waa tey jii nag léegi bëggoon nañu nga wax ne tey jii Rasiaat tey jii fu mu toll ndax moom dafa mel ne daal jafe-jafe yëngu-yëngu yi moom song nan leen torop gannaaw surtout sax bi nga xamee ni gerte gi chinois yi dañ si dugal seen loxo te exportation yu bari ba nga xam ni def naa sax at mi dafa mel ne liggéeyu leen. waaw xam nga Rasiaat li ko dal mooy maanaam li olof Ndiaye naan xelam demoon na bay neex ndax bi ñu commencé liggéey bi ak Sonacos dafa juróon yaakaar bu rëy à Touba vraiment Touba tolloon na foo xam ne ñëpp doon liggéey man mi lay wax ak yow sama yaay bi ma jur sax da doon xëy dem ci usine ba am lu mu fa def am dara samay dëkkandoo samay xarit même usine bi koñ yi nekk demoon na ba benn instant yow boo soxlaa liggéeykat da ngay woote Saloum pour am liggéeykat maanaam le plein emploi. jigéen daan na liggéey jeune daan na liggéey ñoom seen liggéey lan la woon exactement. xam nga Rasiaat dafa xam nga liggéey segal dafa yaatu. gerte gi bu ñëwee dañ koy xolli bu ñu ko xollee ñu tànn ko bu ñu ko tànnee ba pare ñu segal ko
bu ñu ko segalee ba pare am ñu jël diw bi jaayee ko jël raakal bi jaayee ko raakal boobu am na ñuy jël di ci def aliment de bétail diw bi am na ñu koy yóbbu bitim réew di ci am dara. raakal bi mooy gerte gi noonu nal ba pare. waaw turtoo bi xam nga diw boo ko gerte boo ko nalee. 60% yi daanaka mooy raakal 40% yi mooy nekk diw raakal boobu dafa am solo ci aliment bétail naari Mauritanie dañuy ñëw di ko jënd waa sàmmkati Jolof ak Sénégal yi ñëw di ko jënd raakal boobu aussi dafay jur ay emploi parce que conditionnement bi ak transport bi ak manutention bi dafay jur emploi boo defaree sa diw ba pare daal di def sa di naan filtré am ay déchets yoo xamante ni day am ñu koy jënd ci defar saabu loolu rek dafay créer emploi ak ñi yenu ak ñi nga xamante ni dañuy ñëw ci buntu machine bi di fa jaay seen i añ di fa jaay seen i ndékki am ñi nga xamante ni dañuy ñëw di raxas ay bidon am ñi nga xam dañuy ñëw di fóot vraiment dafa xelam damoon na bay neex nit ñi am ci yaakaar parce que au début bi ñuy commencé liggéey bi ak Sonacos matul moo sax 100 unités mais instant bi ma waxee on était 154 unités am na ñoo xam ne ba léegi seen usine taalagun ko parce que dañoo importer seen i machine créer seen entreprise am seen i kayit ba pare affaire bi arrêté. te yooyu ñëpp ñoo ngi nekk Touba. ñëpp ñu ngi nekk Touba 154 usine bu ci ne mën nga employé minimum 30 personnes loolu ANSD def na ci étude parce que su ma waxee employé ku mu neex nga ni demewul noonu mais ANSD dañ faa ñëw nekk ak moo jox leen adresse yëpp ñu dem ci terrain bi def seen i enquête def lu ma 100 usines dañ defoon ci jamono yi entre 2017 2018 campagne boobu daan ni ñoom de enquête bi ñu def résultat yi ci jamono jooju Rasiat rek waxuma chaîne de valeur arachide bi de créé na 4172 emplois. Rasiat sans chaîne de valeur bi. bokk na chaîne de valeur bi yëpp 9000 emplois la ñu wax. mais Rasiat kese su si nalum diw mi am na créé na 4172 emplois généré 22 milliards de chiffre d'affaires daal di contribuer 0,1% suñu PIB xam nga loolu su ma ko waxee day mel ni kon année boobu. ñun milliard bu ñu def rek million bi Rasiat moo ko tekki ci dëkk bi te ñetti weer rek la ñu liggéeyoon donc loolu tax nit ñi bari sawar dem investir. dem uti ay machine fii may wax ak yow Rasiat mi ngi ci capacité de production 1140 tonnes par jour maanaam 154 usines yi bu fekkoon am nañ gerte di liggéey ci gerte xott mën nañu jël gerte xott xolle ko def ko diw 1140 tonnes par jour. loolu ci diw ci gerte gi. ci gerte gi 1140 tonnes. boo ko divisé par 3 xëy na mu jox la le nombre de litres d'huile. loolu booy xool suñu capacité dafa mel ni bu fekkoon am nañ gerte di liggéey gerte gi nga xamante ne moo dem Chine ñun mënoon nañu ko liggéey ci juróom-benn weer juróom-ñaari weer lañ koy liggéey. doole Rasiat foofu la toll waaye nag comme ni nga ko waxee ñaari at yëpp wax dëgg fa yàlla liggéeyul muy daaw muy ren ndax gerte gi vraiment dafa am lu ci am muy spéculation maanaam boo mënee 210 kee ñëw fay 220 boo mënee 220 kee ñëw fay 250 boo mënee 300 mu fay 320 dem ba nga xamante ni ñu même bu ñu jëndee gerte gi bu ñu ko nalee diw ak raakal ji amul kenn ku koy mën a jënd ci Sénégal parce que ñun bu fekkee dañuy jënd kilo gerte 320 def ko diw def ko raakal diw boobu foog ñu jaay ko litre 2000 xam nga litre diw 2000 moom xam nga ku koy jënd Sénégal mais bariwul parce que su litre diw fii dañ ko am léegi déjà à 900 francs raakal tamit à 300 francs bala ko benn éleveur jënd dem jëndi ripaas wala mu jëndi ceeb wala bés yi jox ko juróom donc problème boobu la ñu am ci 2 ans yi dafa am benn spéculation bi nag li ko waral yaakaar naa ñëpp xam nañ ko. mais loolu ngay spéculation looy tuddee spéculation le fait que ñuy jël gerte gi di ko jaay chinois wala di ko exporter. waaw c'est-à-dire spéculation moo. mais kooku du spéculation état bi moo ko autorisé. waaw d'accord naa état bi moo ko autorisé mais xam nga Sénégal kañ lañ libéraliser di gerte en 2010 ba 2010 ba gerte amee Sénégal ba 2010 kenn sañul génnee gerte Sénégal lan moo tax kenn sañu ko woon gerte lan moo tax 2000 ba Sénégal amee ba 2010 amul benn lu waaye tere ñu génne gerte parce que dañu xam ne dañ ko soxla soxla nañ matière soxla nañ produit fini bi soxla nañ semence soxla nañ gerte gi soxla nañ leneen ak leneen te 2010 li tax ñu libéraliser parce que dafa amoon surproduction dañu amoon 1,2 million tonnes ñu am benn ci la loi bi génn entre maître Abdoulaye Wade signé ko Souleymane Ndéné Ndiaye contre signé ko ñu ni Sénégal dinañ libéraliser gerte gi waaye tey bala ñu koo génne ci dëkk bi dañu am 1 million tonnes gerte te bis bu ñu koy génnee du ñu weesu 15% maanaam bis boo amoon 1 million boo amoon 1,2 million sax 15% moom mënoo ko weesu parce que it ñooñu xam naa ne am nañ xel moo nga xamante ne wóor na leen ni bis bu ñu bàyyee rek lépp génn bis dina ñëw gerte des ci réew mi. mais loolu defoon nañ ko loi non. loi la. oui loi décret de 2010 xaw ma nu mu tuddati décret bi mi ngi ci. mais dafa mel ne de kenn daf ko respecté tout de. pourtant nekkoon na ay débat si campagne yi ñu nekkoon am na ñu bëri ñoo xam ne soulevé nañ problème boobu même Samuel Ndour bi ak nuy bokk suñu invité xëy na dañ si ñëwaat mais effectivement gars yi président di ne daal dañu ubbi daal gars yi daal di jënd gerte gi. moom loolu ko arrangé. non président waxut loolu ministre bi moo wax loolu. waaye ministre bi mooy kan ministre dafay jékki rek wax. ministre kañ di wax c'est que xam nañ kii la aval président la. xam nga loi boobu déjà boo xoolee li ñu exporté 513 000 tonnes déjà loi boobu dañ ko teggi
waaw moom laa man ni loi boobu. loi boobu. xam nga temps bi nu ñu taxawal loi boobu président mi ngi fii. 2010 la boobu. waaw président mi ngi. waaw non président mi ngi fii laa bëgg wax. effectivement oui. waaw voilà donc temps boobu ba léegi lii nekk loo xam ne ump ko xam ne ko bu baax a baax. lii ñuy wax léegi nii ñun moo ñu ko gën a xam ndax nekk na fi premier ministre nekk na fi yëpp. effectivement bon moom nee na li mu mënul mën na dimbali Sonacos d'accord waaye nee na mënul gis par exemple gerte gi nekk fii te duñu woo ñeneen pour ñu jënd ko. mais nag loolu erreur il a été très clair. mais loolu erreur la. ah waaw non loi bi sax daf ko kamay d'abord. voilà loolu erreur la parce que même boo demoon réew bu mel ni Argentine am na exemple Argentine boo fa demoon ñoom soxlawuñu diwu gerte soxlawuñu ràkkal mais seen gerte du génn foofu te transformé wuñ ko parce que dañu xam ni gerte gi transformation bi dafay jur lu naan valeur ajoutée ay nit ñoo ciy liggéey te yaakaar naa suñu réew mi ñoo gën a soxla liggéey ak Chine ak nu mu mën a melal mooy ñoo ñu ëpp usine fuuf te ñun mënu leen a dundal 1 milliard 400 millions ñun suñu 500 000 tonnes gerte yaakaar naa bu fa àggee dayu leen sax ngeen ndëkki kon yaakaar naa ñun ñoo leen gën a soxla loolu te bu fekkoon sax dañuy génn gerte kemb nga xamante ne ni sax dina am tànn am liggéey am ay nit di ci liggéey nga xam ni vraiment ba lu moo génn ci dëkk bi ñu bari nañ ci gis seen bopp sax mën nañ ko comprendre mais ni gerte di génn fii moom amul benn réew ci àdduna ma liggéey boo fa demee bu faa génne gerte Sénégal gi sax boo ko fii indi dañuy bañ. waaw mais chinois ñooy fay loolu tax loolu la wax. waaw mais xam nga fay googu. loolu moom daan si accès waat waaye léegi dañu bëggoon accès rek si li nga xam ne mooy cause li tax léegi seen liggéey daal di mënatul dem comme ni mu daan demee. loolu mooy principal cause bi defe naa. loolu mooy principal cause. du fekkee ne am na loolu si dool si gàttal parce que il faut que ñu arrêté itam jël pour Samuel moom tam joxe tuuti si wàllu Sonacos. loolu daal mooy principal cause bi maanaam li prix gerte gi jóg ba sa kaw. nga xam ne mënatu leen ko jënd si prix boobu. c'est la seule cause. waaw voilà amul sax principal. léegi nag léegi moo jur li nga xam ni mooy léegi na ngeen mel léegi da ngeen taxaw. dañu taxaw depuis 2 ans liggéeyuñu on est au chômage. donc entreprise yi nu def. tëj nga wax de. tëj ña fa daan liggéey. toog di naan grand place. jigéen ñi nag. jommi rek. bon jommi rek vraiment c'est très dur. voilà moment yi ñuy vivre ni à Touba man mii di wax ak yow man j'étais en Europe def naa fa 20 ans dama jël li ma amoon lépp épargner ko pour investir ci transformation gis naa ko nga xamante ni ci Rasiat këram la jaay Almadi. ñëw investir ko ci transformation gis naa ñoo xamante ni dañoo nekkoon fii def commerce ñëw investir ci transformation bari na ay Sénégalais de l'extérieur yoo xamante ni. moo koy dégg ku mel ne Amadou Alpha Diallo moom mi ngi yuuxu rek moom. mais effectivement moom it bitim réew la nekkoon. waaw wax voilà ñëw invité ngeen ko fii. li muy jooy moom la ñëpp di jooy daanaka kenn ku ci ne am nga loo yaakaaroon ci investissement bi parce que ñëw jënd. terrain mais jeunes itam liggéeyatuñu donc ñi nga xam ne ñoo daan liggéey sa affaire yi. il faut nga ñëw fa def commande def reportage wala nga def visite usine boo fa dem sa yaram dafay daw xam nga usine boo xam 30 personnes fa doon liggéey ñëw fekk fa am ñax wala nga fekk fa ñu fay yari ginaar loolu dafa triste. Assane du lu mën a jot Samuel defe naa war na mën tam dugg waaw léegi ba nu continuer kii bi waxtaan bi ndax. Samuel fi mu nekk disponible xam nga benn usine bu tëj rek ci am réew. dafa war a nekk problème benn usine. ban damay dégg seetaan télé gis France ñu ne am na usine bu tëj de 50 personnes ñoo fa daan liggéey. nga gis le premier ministre déplacé wu ñu affaire bi nekk débat. fii nag je vous parle de 154 usines waxaguma la Sonacos de waxaguma la CIT c'est devenu un champ de maïs maanaam mu di ko tubaab bi wax champ de maïs. maanaam CIT Touba. ah ñoom fay nañu at liggéeyun champ de maïs la boobu damay am ñax nga fay gis ay jaan ak ay kii fa nekk mais nit moom nekku fa. Copéol la même chose c'est des investisseurs yoo xamante ne dañuy investir ay milliards Sonacos dafa nekk usine cosaan. nga xam ne ni région de Diourbel Kaolack Lindiane Ziguinchor Dakar dañ doon créer emploi yu bari. c'est lié à la culture de ces localités. waaw mais effectivement mais c'est dommage. moo daan def seen vie sociale ak yëpp. mooy lépp foofu mooy lépp équipe de football ba sax Sonacos. SCB la tuddoon moom benn noonu tur boobu la jëloon. moo nekkoon lépp. moo nekkoon lépp vraiment tey ku romb Sonacos tey ku romb CIT tey ku ñëw ci usine Rasiat yi vraiment sa yaram war na daw. ci réew moo xamante ni dañuy toll ci créer emploi dañuy toll ci def valeur ajoutée dañuy toll ci croissance dañuy toll ci autosuffisance alimentaire maanaam sécurité alimentaire maanaam li nga xamante ni dañ ciy dund ci réew mi mu nekk li nga xamante ni ci réew mi lay jógee loolu dootuñu dem fenn di jéggaani. mais est-ce que leen daal xawul nuroo tuuti la daloon ONCAD sa jamono. moom mi nga xam tam moo amoon tout ce qui était affaire gerte ba ñëpp daan si gis seen bopp am ay gox yu mel ne Kaffrine ak feneen nga xam ne yooyu duñu juddoo sax c'est que gerte gi daan jaar foofoo ak yu demee noonu yooyu moo tax ñu dégg ay turu kii yooyu ONCAD fay loolu yëpp am ay gaar yoo xam ne sax dafa fay ferroviaire mi ngi noonu donc ça rappelle un peu passé boobu alors. waaw mais ONCAD man fekkewuma ko mais li ma jàpp mooy c'est une mauvaise gestion.
maanaam nañ ko doon gérer moo baaxul. yéen c'est pas ça. non fii c'est un décret. yéen dal leen yàqal boo ñun. fii benn protocole rek moo ñu yàqal. benn protocole bi nga waaw mais pourquoi réagir leen ba nu dégg leen yéen bu baax a baax affaire bi mu amee parce que yaa ngi wax yoo xam ni bon dafa mel na kenn yóbbu ko woon. waaw xam nga ñun Touba nag dafa am lu ñu yare ñun duñ jàmbat. luy duñ jàmbat kenn tere bu ko kat. duñu marche sëñ ba def ñu aaye marche. waaw defal naa waaw non attends defal naa non waxuñu marche xam nga mën nga wax sa soxla te doo marche. waaw man foofu laay waxee. waaw mais ñaata article leen bind ci lii ñaata émission rajo leen def ñaata émission télé leen def. point de presse def ngeen ko tam. point de presse kenn déggu leen nag point de presse bi ñu def suñu AG. bi ñu def suñu AG ñëpp dégg nañu. waaw kooku barki démb la mais bu yàgg laa wax kooku daaw leen def dara temps boobu. temps boobu information barewul yi jóge foofu di génn xëy na ñuy intéressé woon si yéen la. musuñu noppalu c'est-à-dire kay ñi ñu war a dégg moom dégg nañu ñi ñu war a dégg parce que tamit maanaam lu la metti du question rek da ngay def point de presse non pour yëgal loolu sa métit. waaw mais foofu lan la gouvernement bi tam xam lan la parce que am na yoo xam ne tam dinañ ko waxul xëy na daan ko xam ni non mais il faut que tam ngeen xamal leen ko bu baax a baax que fi ñu jëm baaxul dañu investir ay millions yu dul jeex xam nga kooku même du fekkee dañ leen yar li ma wóor mooy kilifa Touba yi duñu gis ngeen investir ay centaines de millions ba pare nuy toog di bàyyi loolu dina xasaay parce que yéen ngay jox gaa dëkk ba muy soxna ya muy xale yi ñëpp yéen ngeen leen jox liggéey mais kooku ban sëñ mooy taxaw di see am ñaari xel non. en tout cas de fépp fu nu mën a jooytoo. yéen koy jooy demoon Mbàkke daa ngeen fa marché sax. waaw non ci leen jëm nag loolu moom programmé woon nañ ko mais nag amoon nañ ñu ci d'accord am ñu ci d'accord mais marché ak ñaxtu moom ak takk brassard rouge loolu moom ci leen duñ ko defee Touba nag parce que sëñ bi moom daf ñu koy tere foofu. waaw Mbàkke moom libre na. voilà nga may nuyu ak si bokk. salaamaaleykum mbokk mi allo. salaamaaleykum wa rahmatulah. sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee ñoo ngi lay nuyu di la ziar. waaw sëñ bi man la Matar man la Habib Thiam le président du COPEGA. waaw Habib ñoo ngi lay déglu. maa ngi lay ziare di nuyu sa mbokk yooyu maa ngi dégg seen waxtaan bi. ñoo ngi lay delloo ziar. mais li ma bëggoon mooy waxtaan bi suñ koy wax nañ koy wax ci tërali xam-xam. parce que suñ ko tëralee ci xam-xam rek yaakaar naa ne ni koy dégg danañ xam lan la. on y a pas de loi au Sénégal. bu wax ne suñu produire 1 million de tonnes 15% lañ ci exporté. dans le cadre du PSE. Dans le programme du PSE, ils ont dit dans le programme que si nous produire 1 million de tonnes, on va approximativement environ 100 000 tonnes. Ce n'est pas une loi. De loi, de arrêté, de décret. Et dans le cadre du programme du PSE, qu'ils ont établi cela. C'est-à-dire qu'il faut que nous corrigions. Parce que ce fait qu'on a produire, exporter plus de 100 000 tonnes ou bien 150 000 tonnes, on est dans l'illégalité. Je pense que l'autre xam-xam nañ wax lu leer sénégalais yi ñu dégg ko et tamit ñun on n'a jamais dit que usines yi waruñ liggéey wala keneen warul liggéey dañ ne exportation bi ñuy def nii sax ñun yàgg ngeen dégg ma koy wax ne ko c'est un mal qui est nécessaire parce que contexte actuel bi nga xam ne moom lañ nekk Sénégal bés bu ñu fi dindee exportation yaakaar naa ne réew mi dana yëngatu te ñi tuumaal ne Rasiac c'est vrai filière la bokk na ci filière bi c'est important ñun wedduwuñ loolu mais nañ ko organiser te Rasiac aussi il faut se le rappeler c'est des groupements d'organisation privés ils sont pas de l'État privé nag moom sooy liggéey da ngay ut say financement dem liggéey def sa compte d'exploitation ne lii su ma ko liggéey dinaa ci gagner dara te ñoom nañ fàttali seen protocole bi ñu am ak Sonacos est-ce qu'ils ont produit un rapport pour des bilans li ñu liggéeyoon ak Sonacos lan la parce que Sonacos ñun ñëpp a ko bokk est-ce que li ci xew wax nañ ko nit ñi pourquoi ils n'ont pas reconduit la convention ak ñoom Sonacos parce que ça n'a pas marché te Rasiac bii bi wax ne exportatrice la Rasiac day exporté te comme ñun c'est-à-dire que pour vous dire que contexte mondial bi nga xam ne moom la ñuy dund nii exportation de graines d'arachide est beaucoup plus rentable que l'exportation de brut le lait brut loolu c'est économique ku ci nekk soo ko gisee di nga ko mën a xam kon dama bëgg filière bi c'est vrai que filière bi dafa feebar et malade war nañ ko mën a faj ñu jéem a xool naka la ñuy toog di waxtaanee lu ma yàgg a wax mooy nañ oote états généraux ou bien assises wala ay concertation ñu wax ci gerte gi ñëpp ñu seq gerte gi ñu toog ñu wax ci te tamit il faut pas que ñu oublier benn affaire mooy
paysan bi nga xam ne béykat bi nga xam ne c'est des décennies et des décennies yàgg nañ ko exploiter muy am don impayé di jaay gerteem gi 100 francs 125 francs pour le bénéfice ou bien pour intérêt ay huiliers wala qui que ce soit il faut que ñu la rappeler ko. Je pense que pour 4000 personnes ou bien 9000 personnes au détriment de 8 millions de personnes nañ ko xoolaat képp ko bëgg liggéey gerte na nga investir ci gerte dem bayi ko soo ko bayee yaa ko moom da nga ko mën a nal def ci lu la neex mais su fekkee ne da nga bëgg mënoo ko bay demal nga baylu ci soo baylu jee nga investir ci loolu soo ko moomee soo ñu la bayee danañ la jox sa gerte nga dem nga nal ko nga def lu la neex c'est-à-dire que dans le contexte actuel nga xam ne état mi ngi ciy dugal loxoom tant que état mi ngi ciy dugal loxoom état am na ci benn intérêt bi nga xam ne aussi moom lay viser mooy intérêt baykat d'abord c'est-à-dire que nit ñi bu ñu xool suñu bopp rek nañu xool baykat bi d'abord lan la doon daj ak lan la fan la jógee ak fan la ñëw ñu jéem ko renforcer gerte gi sax su waree mën a jël 1000 francs mu jël 1000 francs au intérêt pour baykat bi ku ko mën a supporter mu supporter ku ko mënta supporter mu maandu ci tissu industriel nag état moom moo koy organiser ñun on a toujours prôné avec le système agropole une industrialisation rurale. Industrialisation rurale mooy lan mooy gis nga machine yi nga xam ne aussi ñu délocaliser les usines délocaliser leen parties yi nga xam ne mooy décortiquage ak structuration primaire ñu yóbbu ko ci àll bi ñoom jënd huile brute comme Rajak li ñuy def c'est appréciable mais c'est-à-dire que mooy mais structure privée la na dem wuti xaalis dem liggéey su liggéey dina xam compte d'exploitation dina xam lan la koy jaayee ndax dina perte wala du perte mais amaan nag prix gerte gi suñ ci dindee exportation ça veut dire que dinañ delloo buum ca boy boy ga amul benn huilier muy Rajak muy Sonacos ak keneen ku munti doon ils n'ont pas la capacité de structurer la production nationale c'est pas possible pour le moment kon li nga xam ne mooy fii nekk mooy l'exportation de graines d'arachide c'est un mal qui est nécessaire Rajak mii ñuy wax ne muy wax nii am na agrément export dafay exporter comme ñun arrivé à un certain moment donné xam na ne exportation graines d'arachide moo ko ciy génne c'est plus rentable mais c'est-à-dire que il faut que nit ñi sax raison garder lu ñuy wax nañu wax li nga xam ne mooy defar ministre de l'agriculture gàcce ngaalaama parce que li muy def c'est sur instruction du chef de l'État chef de l'État wax na fii ci télé bi ñëpp dégg du gis ki béykat du gis ba gerte guy jar 350 mu ko fay bàyyi naan day jaay 250 c'est pas possible c'est pas possible te béykat leen la am amul salaire nawetam la am yàqit yi nañ ko dimbale ni ñu koy dimbalee mooy jëndal ko gerteem gi prix bi nga xam aussi dana ci mën a gis boppam mu liggéey fekk ay soxlaam loolu mooy wax ji ku bëgg gerte na dem bayi ko ku bëgg gerte na dem contractualiser ku bëgg gerte na wut ay financement propre am dem liggéey ko mais béykat bi moom li mu nekkee nii yaakaar naa ne su dakko su yàggee dana mën a mos dara am maanaam ñun COPEGA ñun amuñ xaar ma yàlla kenn on est ouvert on veut discuter avec tout le monde ñu jéem a seet naka lañ koy defee parce que daaw fii lañ ñu fi bloqué pendant 1 mois et demi on a commencé la commercialisation le 23 novembre on a commencé à exporter le 5 janvier lu ne def nañ ko waxtaan bu ne dugg nañ ci pour waxtaan ak gouvernement bi seet naka la ñuy def ba Sonacos am gerte ak huiliers naka la ñuy def ba am gerte pour ñu jéem a seet naka la ñu koy defee mu équilibré wu ay concessions yu bëri def nañ ko mais li ñu daal ñun kenn xamul leen ren lan la ay magasinage yoo xam ne maar Italie ay gerte yoo xam ne def nañ ko déposé nañ ko mu avarié poids bi wàcc mais loolu kenn waxu ko mais parce que ku ci nekk rek da nga xam li nga xam ne aussi mooy sa business ñun business la ñuy def. waaw bi bëgg naa la poser benn question. man bëgg naa la poser benn question. allez-y sànq bi ngay wax ci affaire tonnage bi nga xam ni da doon wax ni duñ fa àggee. kooku si la ñuy doogee exporté maanaam 1 million ak yi demee noonu tan doon wax lu wàll kooku xam nga Samuel Ndour bi nga xam ne dafa war a ñëw tey jii sax dafa disponible waaye waroon na bokk ci plateau bi kooku Samuel Ndour. toog na fii nu posé ko question bi mu daal di ko dëggal mu ni effectivement man ko est-ce que loolu loi la mu daal di ma loi la man ko loi bi lu mu wax mu ni loi bi dafa nii du fekkee ne àgg na ne 1 million de tonnes si la ñuy do excédent bi nga xam ne moo am waaw taxul dama lay wax li mu wax ba pare attends mu ni du ñu àggee 1 million de tonnes nee na excédent bi nga xam ne moom moo si topp loolu nanu may pour loolu nee na ñu exporté ko nee na loolu loi la kooku dañ ko posé question mu ni loi la Samuel secrétaire général bu Corgra Sonacos est-ce que bi nga posé question boobu wax na la loi numéro nangam à la date nangam non yooyu waxu ko mais yow moom mi ngi Sonacos xam nga PSE moom barki démb la xam nga PSE barki démb la waaw attends maa ngi ñëw dama lay précision maa ngi ñëw xam nga PSE sànq moom nga tudd xam nga sànq yow PSE nga tudd comme source te PSE xam nga barki démb la moom loo tax ma lay wax loolu léegi mën nga ñëw léegi dans le cadre du PSE c'est ça qu'on a inscrit que su ñu amee 1 million de tonnes on prévoit de faire 100 000 tonnes d'exportation mais je vous dis que y a aucune loi nañ ma ko génneel date bii la numéro loi bii la c'est publié ça a été publié
promulgué par le président de la République lii la nañ ma ko génnal ñu wax ma lan la je ne vois pas ça parce que ñun ci li ñuy liggéey su fekkee ne am na au moins danañ ko mën a xam c'est pas une loi te tamit am na lu may fàttali. Ousmane est-ce que mën nga répondre si loolu 2018 waaw effectivement Habib bi ñu waaw. est-ce que mën nga may Ousmane mu répondre si loolu. c'est un décret. allez-y y a pas de souci. c'est un décret 2010-15 mais moom dañ koy comprendre ah moom dafa nekk ci benn association boo xam ne dañuy exporter. il a le droit de COPEGA il a le droit de défendre les intérêts parce que moom gagne-pain mooy ñu exporter gerte ci réew mi kon moom buy du ma polémique ak moom parce que dafay. défendre non pas polémique dañuy wax. non waaw du ma werante mais dama ne ko PSE waxuñu fenn dañuy exporter gerte bu ëppee dañuy exporter 100 000 tonnes loolu PRACAS moo ko wax. PSE li mu wax mooy que ni gerte gi dañ ko war a transformer ba fexe ba 30% huile bi nga xamante ne ni moom la ñuy consommer ci dëkk bi nekk huile gerte objectif PSE en 2017 mu nekkoon bu amee gerte suñu consommation huile ñu fexe ba 30% yi nekk huile gerte loolu la PSE wax loolu mi ngi nekk ci PSE article 300 page 66 mais affaire u exporter 100 000 tonnes loolu PRACAS parce que PRACAS mooy volet agricole PSE mais ci biir PSE bi moom waxuñ ci sax ay exporter gerte waxuñ ci ay affaires yooyu loi bi ma nga c'est un décret 2010-15 Souleymane Ndéné Ndiaye moo ko contre signé Ahmed Abdoulaye Wade signé ko donc voilà donc comme li ma la wax rek intérêt am lay défendre ñun exporter moo loi bi nga wax lu mu waxoon loi bi def ni Sénégal fii ak amul 1 million tonnes gerte warul ñoo génne gerte ci dëkk bi te même bu ñu ko amee waruñu. waaw léegi wax ban loi la wax ma ban loi la. mais c'est un décret 2010-15 wax naa la ko. déedéet décret 2010 13 janvier 2010 a stipulé que l'exportation de l'arachide à quelque forme que ce soit est libéralisée. waaw dama àggaleel. non est libéralisée en quelque forme que ce soit est libéralisée. Il y a pas de dans le décret 13 janvier 2010 il y a pas de montant dans lii la war a laal. on avance bon d'accord mën nga continuer Habib. non il y en a pas et puis je vais lui répondre je vais lui rappeler parce qu'il a dit qu'il y avait une surproduction en 2017-2018. dama koy rappeler ne ko. non ils avaient instruit une taxe de 40 francs en 2017. on l'avait élevé pourquoi que am période boobu noonu il y avait pas on avait fait à peu près pas de janvier bi ñu institué taxe bi on avait fait à peu près ay 20 000 tonnes et que tout était bloqué. Et que je suis rebondi avec à l'époque Bout Abdoulaye Dione le premier ministre et je lui ai expliqué les tenants et les aboutissants. Et ensuite ils sont retournés pour suspendre la taxe en 2017-2018. C'est pour cela que il y avait une mévente parce qu'il y a une mévente qui guettait le Sénégal parce qu'en 2019 il y avait les élections. C'est pour cela qu'ils ont suspendu la taxe après les élections. Et depuis la suspension de la taxe, c'est bon. C'est très considérable. En 2019, on a fait 400 000 tonnes d'exportation. 2019-2020. Aujourd'hui, on est à presque 450 000 tonnes. C'est pour cela que j'ai dit que l'exportation, c'est vrai que c'est un mal nécessaire. Mais pour le moment, c'est la seule alternative pour sortir du paysan. Pour les paysans, pour nous pour que paysan parce que vu que le contexte mondial. on a compris Habib waaw li nga wax leer na nañ on a compris moom li nga wax leer na nañ dégg nañ ko répondre nga par rapport ak question bi dégg nañ tamit également li nga si expliqué le mal nécessaire du tey nga ko yàgg wax def naa kooku moom yàgg nga ko wax suñu plateau ak 2017 ak 2010 yooyu yëpp dund nañ ko ak yow fii avec les taxes ak yu demee noonu yooyu. bon ñu lay remercier de toute façon mais xam nga loolu su ma koy wax. xam nga loolu su ma koy wax. maa ngi encouragé organisation yi mel ni Raziak. Raziak man mënu moo ko ŋaññi xam nga lu tax. parce que effort bu muy def dans la terre c'est vraiment remarquable man je ne suis pas quelqu'un boo xam ne objectif je suis très objectif. non yéen a bokk filière bi sax yéen a ko bokk yéen a ko bokk sax waaw ñoo ko bokk mais je te dis que il travaille remarquable mais nañ ko organiser suñ ko organiser ñëpp danañ ci mën a gis seen bopp baykat bi aussi danañ ci mën a gis boppam. dégg na la. voilà donc damay d'accord ci benn affaire l'exportation est un mal nécessaire est un mal mais c'est pas nécessaire. parce que man su ma la nee export même les exportateurs sax avec les chinois avec le système comme ça ñoom dañuy disparaître c'est-à-dire exporter moo gën a yomb ci filière bi parce que il suffit nga am capital nga dem jënd sa gerte nga dem xool nga dem jaay amul investissement ba mu laaj. waaw mais léegi dama lay poser benn question léegi du fekkee ne exporté wuñu mais baykat bi nga xam ne moo nekk à la base de producteur mais kooku moom exportation bi daf ko arrangé actuellement. parce que li mu si am mosu ko am si gerte. néew ma la bu ñu exporté de dama ne la bala ñuy exporté. le capital semencier dañ ko war a préserver usines yi dañu war a am gerte bu ñu liggéey ba pare. actuellement capital semencier bi kenn préserver wul ko. ah mais semence amul Sénégal. gerte gépp yóbbu nañ ko non Diakhaté. non y a pas de semence. non écoutez Diarra Diakhaté
Jaxate. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de semence, c'est vraiment soo waxee loolu, c'est-à-dire que tu remets en cause le travail du ministère de l'Agriculture bul waxati loolu. Il y a pas de semence monsieur Thiam. yow xam nga li ma lay xam nga ko bu baax. mais Diakhaté est-ce que xam nga tonnage bi am actuellement ñaata la war doon. ci la On a eu semence. 105 000 tonnes de semences collectées. combien. 105 000 tonnes de semences collectées. mais c'est loolu ay déclaration la rek monsieur Thiam. loolu boo waaw demee ci terrain doo ko gis. xam nga Jaxate xam nga lu ma bëgg. xam nga lu ma bëgg. xam nga lu ma bëgg Jaxate. gis nga man mii. je suis un businessman c'est vrai. mais c'est-à-dire que devant une interprétation une analyse scientifique su ma koy weddi je donne des réponses scientifiques. waaw mais Habib yow fan nga teg ni 105 000 tonnes moo am ak tonne semence boobu ban façon semence la ñaata moo si nekk certifié les rapports def de manière hebdomadaire. waaw ñaata moo si et nekk que certifié. les vérifications que les DRDR ils ont fait. oui ñun lu ñu mën def mooy se fier aux déclarations des DRDR après vérification. d'accord. Monsieur Thiam vous avez lu Bàyyi ko mu àgg, vous avez bàyyi ko lu mu la àgg. circulaire 583 du 23 avril 2021 du ministre de l'Agriculture. Et qu'est-ce qu'il a dit la circulaire? La circulaire dit il m'a été signalé l'importation par des commerçants dont la plupart évoluent dans le département de Mbacké d'importantes quantités de graines d'arachide destinées à la consommation. Cette situation pourrait tenter certains opérateurs semenciers de se procurer de ces stocks pour les injecter dans la distribution des semences pour des raisons évidentes de gain alors que l'on ignore la provenance comme la qualité semencière de ces graines. léegi circulaire boobu. comme 105 000 tonnes di nga génne circulaire bi. non circulaire bi suñ koy def c'est-à-dire que c'est dans le cadre de la protection des semences. waaw comme 105 000 c'est tonnes logique et c'est normal. ah non comme 105 000 tonnes doo bind lii. il faut non doo am 105 000 tonnes ba pare daal ni gars yi dañuy frotte ay semences. non man su may wet damay wet li nga xam ne aussi dama ci mën a duut baaraam parce que tant que duutuñ ci baaraam mënuñ ko weddee parce que nit ki nag aussi dañuy rafet njort ci jaamu yàlla yi rafet njort aussi suñu réew. J'ai été sur le terrain man j'ai été à 2 jours de cela j'étais à Touba Bogo c'est ko ba nga xam ne dafa lay denc semence nekku fa chef de serre bu Touba bi nga xamante ne ni moom moo war a gérer notification yi nga xamante ni moom la semence yi sagut kenn ku ko xamante ne nii dekk semence amul ci dëkk bi yow loolu bu fii c'est très bien c'est pas parce que da nga am notification rek ngay dépendre semence yi nit ñi waaw da nga may déglu xam nga nit ñi yàgg nañu wax ne semence amul à chaque fois on enregistre des productions record ren de beaucoup waaw mais Habib li ma la bëgg laaj semence bi am certifié bi ñaata la si ak écrémé bi 600 000 tonnes yi ma ne 100 000 tonnes bi man j'ai pas les statistiques sous les yeux parce que man dama nekk sama oto nii dama ne les semences certifiées li nga xam ne moom lañ collecté pratiquement 60% des semences collectées c'est des semences certifiées selon le ministère de l'Agriculture. Vous comprenez? oui man loolu laa mën a fiyewu ba gis leneen su ma gisee leneen su ma gisee ne neneen ngi mais du ma weddi li nga xam ne aussi pour weddi tant que les chiffres annoncé par le ministère de l'Agriculture gisuma leneen lu uuteeg loolu je le confirme. man Thiam je le confirmerai. mais dama ne. su fekkee ne semence amul waxtu mu ne at bu jot ñu ne semence amul. te semence waxtu bu ne ñu am ay production record ba ñoom ñuy coow na liggéeyu nangam ak nangam ak nangam ak nangam. ça veut dire que li ñuy wax daaw même daaw sax semence amul gars yi xaalis lañ doon joxe rek gars yi dañ lay woo. non mais nan lañ def ba am 1,8 million tonnes kon. danañ def ba. nañ def ba am 1,8 million tonnes de production. am 1,8 million tonnes yi. on a même pas 700 000 tonnes de production monsieur Thiam. yow li nga 1,8 million tonnes yow jaxate déglu ma waa déglu ma xam nga la laa bëgg. vous savez très bien que on a même pas 700 000 tonnes. waa déglu ma rek waa xam nga la laa bëgg ñuy waxee xam-xam bañ a waxee xol. waaw mais non non pas du tout. parce que soo ñëwee ne 700 000 tonnes xam nga soo ñëwee ne je vais vous dire une chose nous on a exporté à notre niveau on a exporté pratiquement 320 000 tonnes. avec le taux de conversion de 61,25% soo ko jëlee on est à presque 500 000 tonnes. non vous avez 513 000 tonnes 952. waaw dégg ma rek mais nee na dafa 500 000 tonnes rek. waaw. les huiliers ils ont collecté presque 100 000 tonnes loolu rek ça fait 600 000 tonnes. je vais vous expliquer c'est-à-dire soo ñëwee ne 700 000 tonnes la ñu produit ça veut dire que loolu soo ko calculé rek boo ko sa xel. je vais vous expliquer man j'ai les chiffres de collecte bi dama ko. waaw même soo amee chiffres yi laa la wax. chiffres officiels yi dama lay justifier mais ma justifier. da nga ma justifier xam nga man su ma tiimee collecte bi mu nekk 717 000 tonnes man la amuñu 700 000 tonnes am na fu ma ko teg. waaw vas-y. dama xam a dégg. premièrement les huiliers ont collecté 97 000 tonnes. waaw huiliers yooyu li ñu collecté ñi ci lu mat 50 000 tonnes dañ ko exporté. muy Sonacos muy waaw dañ ko exporté waat dañ ko compté 2 fois. dañ ko compté comme lu huiliers yi collecté mais ñu compté waat ko ci exportation bi. Deuxièmement les semenciers ont dit que ils ont 105 000 tonnes les semenciers n'ont même pas 20 000 tonnes. les exportations loolu nga teg ko fan ci samay recherche ak sama investigation ak sama travail de terrain ak sama expérience. waaw sur le plan scientifique nga ne lii la. Deuxièmement
les exportateurs exporté 513 000 tonnes 513 000 tonnes yooyu minimum am na ci 100 000 tonnes bu jugee Mali ak Burkina Faso boo xam te ne dañ ko comptabiliser ci gerte Sénégal. voilà mbokk yi da ngeen ñuy may tuuti. li ngay wax ni suñ partenaire suñ ko déggal sa du baax. mais moo am. gerte jigéen a Mali ñu jaayee ko Sénégal ak de Burkina ne sont pas habilités à entrer en Chine. Ils l'ont fait moi j'ai des preuves. voilà mbokki auditeurs yi nu may tuuti nu def suñu partenaire bi nag moom nu dugal ko ngeen dégg ko muy la banque agricole moom mi nga xam ne moom li mu fi nekk rek mooy jàppale si wàllu production muy secteur bi gën metti si wàllu mbay ñu koy wax tam LBA dafa naan léegi. ngir gunge suñu réew mii di Sénégal ak mboole seem kuy yëngu ci wàllu koom-koom rawatina ci wàllu mbay càmm ak napp boole ko nag ak taxawaayu aar li ñu wër di alam bi ngir yokkute gu mat sëkk te mucc ayib LBA la banque agricole lëkkaloo ak Sud FM seen rajo ñooy ànd ak yéen ci seen émission waar wi la banque agricole LBA di banque bi xarañ te ubbeeku. voilà nu fas yéene daal di waylaat sunu émission waar wi dégg ngeen waxtaan wi defe naa dégg ngeen acharnement bi si nekk si wàllu production ak yu demee noonu yooyu gannaaw ba nu jógee sunu partenaire la banque agricole muy LBA moom tam comme ni mu leen ko doon waxee rek moom foog nga xam ni moom foofu la ko gars yi gën bëggee muy production moom foofu moom tam moom lay jàppale tam mi ngi si vallée bi un peu partout également nu continuer waxtaan wi ak Ousmane Diakhaté may fàttali Ousmane Diakhaté yaay président. Rasiat am na ku nekk si ligne bi ma jël ko d'abord di fàttali ko mbokki auditeurs yi duñ bëggee bokk mën nañu woote si 88 628 98 98 wala ñi nga xam ñoo nekk bitim réew 33 841 22 33 mbokk mi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee. maa ngi tudd El Hadj Xaas Mbaye dëkk fii ci Mbacke Bawol. El Hadj Xaas Mbaye ñoo ngi lay déglu. ñoo ngi lay ziare di nuyu sa invité yi. ñu lay ziar yow tam di la nuyu. di beral nag nuyu spécial nag mooy sunu frère boobu Ousmane Diakhaté. mu nekk directeur Rasiat. ku dégg ni muy waxee xam na li muy wax làmbatuwu ko toogul ci bureau yi yónnee pour ñu indil ko ay chiffres te it wax li waxoon bu am solo damaa bëgg ñu bàyyi ci xel rawatina président Macky Sall parce que man ku ma xam-xam ne man président Macky Sall moom laay jàppale moom laay défendre mais lu toll ne Touba fi mu toll ci Sénégal ak fi mu toll ci département yi maanaam am lu mat 154 unité bi ci gën a minime lu muy jël ci ay xale 20 personnes la boo ko calculé mu ngi nekk 3080 personnes nga yóbbu leen semence te nga ne damaa bëgg suqali Sénégal loolu erreur la loolu nañ ci bàyyi xel Ousmane loolu la wax 154 unités unité yi danañ am bi ci gën a ndaw dana jël 10 ci suba gi 10 ci guddi gi ñuy fanaanee liggéey bu bët set tey ba ñu ko jël gerte gi yóbbu ko bitim réew jaayi ko mais liñ bëgg tey fekkee na ñoom dem nañ ba nga xam ne dañuy jaayi gerte comme ni ko sama frère bi sànq waxee ñoom war nañoo wut seen i tool bay suñu amee seen gerte dem jaayi ko mais gerte gi nga xam ne mooy ñëri ci réew mi ñu jël ndey ji bàyyi ko fi buñ segalee diwlin yi jël diwlin yi nga xam ne moom la Sonacos defal wala waa Rasiat ñu jël ko jaay ko chinois yi ñoom ñu dem toggaat ko mais fekk ku ne xam ne boo fekkee dañoo bàyyi chinois yi ñu dem Mbadaxun dem Paafa dem luuma yi dem jënd gerte xaas mbay yor xaalis chinois yor xaalis xaas mbay du jënd chinois yi ñooy jënd yaa ngi dégg li ma la wax bu baax. ñoo ngi lay dégg bu baax waaw. kon li am solo mooy tey chinois yi ba ñu ñëw jënd si gerte waaye tey nag Sonacos jënd ba doyal bu fekkee ne ñoom dañoo bëgg gerte état ñu jaayante waaye chinois yi bu ñu yoree seen xaalis yor seen i fes dugg ci marché yi dugg loolu xam nga loolu erreur la tey ci tey fi ne ñetti kiloy xotti ñetti kiloy gerte ñaari kiloy xott moom ngay segal ñetti kiloy xott moom ngay soxal soo am benn litre diwlin boo jëndee kilo xott nag 350 francs segal ko ak say frais mënoo koo jaay moins de 1000 wala 1000 et quelque kon diw faaw mu cher te diw gerte gi ñu doon bañ tey moo gën ci ñun ndax diw yeneen yi ñuy indi boo ci teg 2 minutes mu way rawatina nag fii jigéen ñi fi nekk daan xolli gerte ak xale yu ndaw yi ak ñi daan gàdde ak ñi daan wàcce bidon yi ak ñi daan kii léegi ma yóbbu leen semence te Touba amul usine amul lenn loo xam ne lu gerte gi dong lañ am kon jàpp naa ne président na déglu li Ousmane Diakhaté di wax ak ministre bi ak directeur Diagne Fada
te bañ a dégg ñi nga xam ne ñoom seen intérêt bopp parce que ñiy importé ñëpp ñoom daanaka tey li jóge Touba ci gerte ñun lan moo ci suñu njariñ muy TVA muy budget national li Sénégal li ci Touba dugal tey bu dugalee 100 millions wala 200 millions ñoo dugaloon Touba nangam mais lii participé ci budget bi ñaata la te ay milliards kon jàpp naa ne président na déglu li Ousmane Diakhaté di wax dooleel ko parce que xale la boo xam ne dafa investiroon ñëw jóge Europe ñëw jàppale xale yi jàppale réew mi kon foofu laa tënk samay wax te bañ a déglu ñi nga xam ne seen njëriñu bopp dong moo leen ñor salaamaaleykum wa taala wa barakatu. jërëjëf sëñ bi nga nuyu mbokk gàttu ba waaw Ousmane dama lay poser benn question par rapport ak li mu wax nen nañu bàyyi Sonacos par exemple jënd ba pare mais loolu du ñu ko defee baykat yi du ñu jaay Sonacos parce que Sonacos prix yi nga xam ne moom la doon proposé gisoon nañ si biir campagne bi sax baykat yi ànd si woon ak moom ñoom dañ doon jox ñi nga xam ne ñoom ñooy exporté seen graine ndax ñoo gënoon joxe xaalis yi donc affaire bi ku gën joxe la rek parce que baykat bi léegi moom tam dafa toog téye gerteem te kii mu yaakaar ni kooku mooy gën joxe fa lay jaay gerteem. waaw man damay yaatal dama ni rek nañ bàyyi Sonacos mu jënd nañ bàyyi waa Sénégal ñu jënd ba pare parce que Sonacos moo fi nekkoon ay jamono mais léegi jëndkat yi dañoo bari Sonacos mi ngi fi ñun ñu ngi fi te ñun li ñuy soxla ci gerte li ñu mën a jënd ci gerte mën ko liggéey Sonacos mënu ko liggéey parce que suñuy capacité nee naa la 1140 tonnes par jour ñun ñi nga xamante ne nii ay artisanal waxuma nag CAIT waxuma Copéol waxuma ñeneen ak ñeneen c'est-à-dire ñun gerte gi même bu fekkee chinois yi nekk fi gerte gi kenn mayuñu ko te gerte balaa moo ñor Sénégal balaa ñu koo jaay dafay am lu naan prix plancher prix boobu béykat yi dañuy toog Sonacos toog opérateur yëpp toog bañ d'accord ci prix. nga may may waaw kenn du ko kenn du may mu ñëw am na ku nekk si ligne bi maa ngi agsi salaamaaleykum mbokk mi allo. allo salaamaaleykum sëñ Matar. waaw kooku kan sëñ bi na nga tudd ak fay wootee. Mamadou Alpha Diallo France. Mamadou Alpha Diallo ñoo ngi lay déglu. waaw maa leen di nuyu di. ñoo ngi lay déglu nuyu aussi sa invité bi. waaw. bëggoon participer ndax jëm naa muñ ba sonn waaye mënuma. ndaxte daa am le mal nécessaire boobu ba léegi mu ngi wax. donc dugg na léegi spéculer waat le mal nécessaire. waaw. ma fàttali ne simplement jamonoy esclavage daa am noir yi doon nekk ci biti si naaj bu tàng bi am noir yi doon nekk ci biir néeg yi noir yi nekk ci biir néeg yi ñoom ñoo doon wax blanc yi lu ñu wax rek ñu ne gongo noir yi doon bañ ñoom ñoo doon nekk ci champ de coton yi kooku nag noir bi doon nekk ci biir néeg yi la parce que simplement day xalamal ministre bi léegi nag li mu wax dafa bëgg li ñuy wax ñu wax ko ci xam-xam laa koy wax tey moom daf ne c'est un mal nécessaire defe naa man bi ma koy dégg muy wax loolu man xale bu ndaw laa woon xaw ma pareegu moo sax jàng pare naa jàng boobu ba léegi lenn rek laa gis mu def ci gerte gi nga xam ne mu ngi koy liggéey muy ndox la ci defar ndox usine ndox mais si c'est un mal nécessaire pourquoi moom demul toujours vers la transformation. nee na fa la jëm ah non fa la jëm. mais nee na vers la transformation nanu bëgg mooy la jëm xaalisu ndoxam bi gerte la jóge. ah bon. mënoon na tàmbalee foofu bref. waaw continuer toujours ñu ñëwaat ci décret de loi bi muy wax décret de loi bi 2010 15 du 13 janvier 2010. décret de loi nag bu fekkee mënu ko lire nañuy wax ndax décret de loi balaa ñu koy bind dañuy bind ak observation mooy maanaam ci kaw dañuy bind lan moo waral loi bi ci kaw dañ ko bind très clair mu leer dañ ne loi bi dañ ko bind parce que en 2010 il y avait une surproduction. mu ne la capacité industrielle du pays est à 300 000 tonnes loolu la décret de loi bi wax kon donc boo xoolee forme loi bi je parle juridiquement boo xoolee forme loi bi avant que ngay ñëw ci article yi moom article yi la demoon article 1 la demoon ak article 2 avant nga da ngay comprendre danaan la balaa ngay exporter gerte dëkk bi il faut déjà que nga assurer wu que le tissu industriel soit ravitaillé président de la République lors de sa sortie en fait communiqué conseil des ministres du 9 décembre bii passé bi mu génnee dafa joxe instruction yu leer daf ne dama bëgg le tissu industriel soit ravitaillé parce que ñoom dañu am valeur ci ci contribution wu économie wu dëkk bi non seulement dañuy contribuer de manière économique ci dëkk bi mais dañuy absorber le chômage bi nekk ci dëkk bi c'était des directives yoo xamante ne joxoon na ko le ministre de l'agriculture et respecté wu. pourquoi le ministre respecté wu ko. waaw mais bon ministre bi bon bëgguma. bon continuer parce que en principe bi ko joxee directive daf ko war respecter normalement. vraiment dama bëgg ñu waxtaan bu technique. waaw allez-y donc loolu la bëgg on va discuter de manière technique. ok bi ñu ñëwee toujours dama lay wax naa la benn décret de loi PRACAS 1 bi mu doon wax du sax PRACAS bi PRACAS 1 la parce que le volet PSE est subdivisé en 4 parties chaque partie est 5 ans. PRACAS doo ma ne wax wala tuuti pour ñu lay dégg waaw. waaw PRACAS 1 def ne balaa ngay exporter il faut déjà que nga garder ce tissu industriel
il faut que nga garder à l'intérieur du pays 1 million de tonnes. Je parle de parole de Youssou 2014 mu nekk ci ay bureau ITA. Qu'est-ce qu'il a dit? Toujours si Prakas 1 bi de boobu il est conseiller technique numéro 1 du ministre de l'Agriculture maanaam Pa Abdoulaye Seck. Exportation warul passer 150 000 tonnes te dinañ ci def 14 milliards durant les 4 prochaines années pour que loolu mën a am. Alors kon tey jii bu ñu ñëw di ñu waxaat loolu loi de finance année bii est centrée sur 2 choses: la transformation et l'industrialisation de l'économie du Sénégal. Loolu noonu lan la nga ñëwaat toujours ci ay perspectives yu am PAP 2 ans ñu ngi koy waxati le conseil présidentiel bi nga xam ne amoon na waxuma bii passé bi nga xam ne amoon na fin du mois de septembre monsieur Sall a été très clair daf ne li ñuy lekk nañ ko transformer ci biir dëkk bi parce que simplement Covid bi wane na ay limitu kuy dundee importation benn. Et tout récemment gis ngeen ne le canal de Suez a été bloqué par paquebot bi mu ko bloqué dara jógeetul Chine ñëw ci benn dëkk on a eu de problème loolu noonu ku mu yeewul stratégiquement munoo yeew et toujours mu ñëw blocage u gerte yi blocage u kii bi ñu ko defee 40 francs yi waajooju caam la il a appelé partout ci rajo yëpp pour que ñu may ko mu intervenir pour que ñu débloquer loolu moom génn na Dakaractu di manifester sa joie di wane ne nan la ko président aidé pour que ñu wàcc waat loolu. Alors aujourd'hui gis nga mënoo am autosuffisance alimentaire di jël sa matière di ko exporter loolu c'est inadmissible tey jii Samuel Sarr Samuel Ndour mi nga bëggoon invité bëggoon naa mu nekk ci plateau parce que c'est une personne avec laquelle damay échanger ak moom lu bëri ci kaw nu Sonacos di doxee Sonacos certes am na problème ñun suñu combat c'est pas dire que ne agriculteurs yi waratuñu bokk wala chinois yi waratuñu fi ñëw chinois yi bu ñu fi ñëwati si cause agriculteurs yi mooy ñun bu ñu fi desee ñoom dañ leen di noggatu les agriculteurs sont nos alliés. Qu'est-ce qu'on dit dañ ne aujourd'hui bu fekkee de 300 francs mooy arrangé baykat bi il s'assure que 300 francs baax na ci moom que le tissu industriel xaw ma 350. waxal wolof pour mu dégg la bu baax. ah. man ngay wax wolof pour que monde rural bi dégg la bu baax. waaw d'accord il faut que tissu maanaam baykat yi tey jii bu ñu nee ñoom 300 francs la ñu bu ñu ko jaayee dinañ ci génn man waxatuma ay prix plancher ak saignant boo xamante ne maanaam c'est illégal maanaam baykat bi tey bu waxee ne 300 francs bu ko jaayee kilo bi mën na ci génn képp kuy def dëwlin ci dëkk bi assure ak ñu jëndee gerte googu 300 francs li ñu soxla ñun bëriwul c'est man pour man 600 000 tonnes la ñenn ñi ñu ngi wax 300 000 mais pour man le besoin national en huile dans le pays c'est entre 600 000 et 800 000 tonnes même bu fekkee 600 000 la bu mën nañ ci liggéey pendant 1 an mais nañ ñu assurer ñu jëndee ko prix bi arrangé baykat parce que chinois bi bu ñu compétir ak moom sur le marché rek ñun bu ñu tegee prix bi nga xam ne moom la baykat bi bëgg rek bu boobaa chinois bi day dàq prix bi ñun duñ ko mën a dab. waaw léegi prix bi baykat bi bëgg ban prix la boo xam ne yéen dañ leen mën arrangé yéen. loolu man loolu nekkuma ci baykat bi bayuma. parce que waaw mais léegi justement waaw attends léegi du fekkee dañu jël benn cas. waaw attends dama lay poser benn question léegi du fekkee dañu jël benn cas comme bi nga xam ne moo fi amoon ni ñu gerte gi léegi 325 xam nga prix boobu moo arrangé baykat bi. Sonacos pourtant moom mi ngi doon wax moom 250 ak yu demee noonu mais baykat bi jaay ko gerteem donc baykat bi moom tam moom producteur la le producteur du moins moom tam dafay calculer moom fa nga xam ne moo koy arrangé comme yow tam fu la feneen arrangé comme tam abi bay fa ko arrangé baykat bi moom tam noonu lay seete fu ko arrangé ni fii moom ma arrangé man tam foofu laa jëm équation boobu yéen nan ngeen yaakaar ne moom ngeen ko war lijjanti. xam nga loolu c'est le rôle de l'État gis nga gerte gi li koy lijjanti. état bi nag moom dafa dem sa wetu baykat ba daan ni baykat bi moom tam du ko tere moo am 325 am loolu tax mu bàyyi exportation bi. xam nga tey jii loolu laa lay wax la violation de loi yi xam nga tey jii Sénégal dañ def loi bu ko nit ñi violé rek ñu demaat ci beneen loi gis nga dama lay wax ab circulaire u ministre bi. circulaire 938 bu 20 boo xamante ne moom moo ko signé 20 novembre mu ne kenn amul droit jënd gerte. lu dul ci ay points de collecte yoo xamante ne Sénat moo ko validé ministre bee ko bind. waaw. déggoo leen ne chinois dañuy dem Borchamp loolu c'est illégal déggoo 31 décembre bii bii passé président de la république ne waa Sonacos ni ngeen di jëndee gerte dafa xew yi dem leen ba ci tool yi. te pourtant loolu am na loi bu ko tere. yaa ngi dégg c'est-à-dire que xam nga bu fekkee da nga bëgg a bokk ci ab jeu dañ lay tegal règle jeu yi nga xam ko. mais bu fekkee ne tey ji ñun bu ñu jàngee règle jeu yi. ñu gën a kawee di violer règle jeu yooyu ñun du ñu xam fi ñuy taxaw. waaw Alpha dégg naa li nga wax l'essentiel bi wax nga ko léegi merci beaucoup ci sa contribution prochainement comme ça nous continuer suivre nous continuer débat bi.
ok. voilà merci beaucoup kooku Amadou Alpha Diallo bu moom tam bokk si Rasiat je pense moo doon def intervention am voilà merci beaucoup nu dellusiwaat si plateau bi. defe naa sama gan gi di Ousmane Diakhaté am na réponse yu bëri yow bëgg wax par rapport ak interpellation yi. waaw effectivement damay sant ñi intervenir Xaas Mbaye Mbacke Bawol ak Mamadou Alpha Diallo bon Habib Thiam je pense que Alpha tontu na ko ba pare man du ma ci ñëwaat parce que li leerul woon moom leeral na ko bon exportateur la moom na ngay comprendre aussi mais damay bëgg rek am loo xam ne man dama ci bëgg ñu bàyyi ci xel. may ma jëlaat kenn kii defe naa dama lay bàyyi après yow doo def naa sax daan la yokkul temps asalaamaaleykum mbokk mi allo. allo oui. sëñ bi da nga tudd ak fooy wootee. non man laa Habib Thiam. Habib yaa dellu si waat ñu ngi lay déglu. Habib doo mën a tënk dana baax de. dimbalul nga tënk ma ne dimbalul nga tënk quoi. parce que temps baa ngi bëgg jeex damay tënk. c'est-à-dire que dama ne nañ uy xam-xam di waxee ci xam-xam. loi da ko intervenir te interroger woo loi bi ban loi la naa dafa intervenir di interdire lii nañ ñu wax loi bi parce que gis nga méthode scientifique da ngay andi ay preuves scientifiques mais li ma wax lu leer la. c'est-à-dire que moom mi ngi personnaliser le débat ne se personnalise pas suñu liggéeyee gerte ba liggéey ci beneen industrie yeneen Sénégalais di ci liggéey yaakaar naa ne loolu ndam la ci exportateurs yi te ñun tamit suñu mémorandum yi nañ xam ne leen benn affaire dañ ne bind su suñu mémorandum COPEGA avec léegi dans léegi suñ dundee ba am juróom benn at ku ci nekk na am benn usine bi nga xam ne aussi pour nal diwlin 2015 la COPEGA yi ñëw. on est en 2021 c'est-à-dire que à partir de 2021 2022 ci la ñuy def benn programme pour mun a def structuration parce que structuration et transformation du diwlin rek on est en train de se préparer pour faire ay usines de tige dégg ay usines yeneen ak yeneen ak yeneen du diwlin rek lañu mën a defar gerte il faut que nit ñi xam ko mais li ma bëgg mooy nañ waxee xel bañ a waxee xol affaire bi c'est pas un débat qui est crypto personnel. c'est un débat bi nga xam ne aussi dañuy seet li nga xam ne moom suñ ko xalaatee def ko mu jëriñ Sénégal te liy jëriñ Sénégal mooy liy jëriñ baykat bi d'abord ku bëggu gerte yaa xëyti dama nga bay ko baykat bi du bay gerte mu taxaw gis prix bi nga xam ne moo gën a neex nga ne da nga ko fay bàyyi dem jaay beneen pays te libéralisation bi wax ay points de collecte nii gis nga le décret 2015 du 13 janvier 4 articles moo ci nekk 4 articles moo ci nekk amul ci benn article buñ taxaw bind ne nangam ci arrêté boobu noonu nangam la ñuy exporté amul. Habib on a compris temps baa ngee bëgg jeex. waaw loolu moo tax ma ne. waay nañ toog ñu waxtaan suñu waxtaanee def état généraux arachide wala acide. non boobu moom daan ko def maa koy organiser sax boobu moom maa koy organiser daan ko def moom. waaw léegi ñu toog ñu waxtaan suñ ko waxtaanee mën nañu jubóo ñu ñëpp ay. non dañuy jubóo sax dañuy jubóo kooku moom kenn mënu si. ñu ñëpp ay sénégalais la. ñu seet li nga xam ne aussi liy jëriñ baykat bi d'abord ak liy jëriñ huilier bi exportateur bi après. ñi nekk si seen bi yëpp kenn moom muy opérateur bi ak ñëpp. waaw baax na jërëjëf. jërëjëf Habib. merci Habib merci Alpha donc voilà gerte moo mel nii c'est toujours. non moom kooku moom c'est toujours comme ça moom neexul moom damay dalal xelam rek ni ko débat waxtaan bi mënul ñàkk parce que la filière arachidière est en train de mourir te yaakaar naa ki jiite réew mi du bàyyi filière bi di dee ci ay loxoom ndax filière bi dee ci ay loxoom dafay signifier lu rëy ci monde paysan. yaa ngi ni filière bi dafay dee de baykat yi kontaan nga filière bi dafay dee yow tam. mais c'est-à-dire xam nga problème mu mbay dañ ko bëgg a jël def ko ci problème mu prix alors que problème mu mbay dafa gën a grave problème mu prix problème mu mbay déjà les terres sont devenues pauvres le capital semencier s'est détérioré loolu lépp dafa nekk ay problèmes yoo xamante ne nii bu ñu ko réglé woon bay am 3 tonnes à l'hectare am ay am semence yu baax am maîtrise de sax semence 4 tonnes léegi. voilà mais yooyu bareegut. am maîtrise de l'eau duñ fi nekk di wax ay waxi prix parce que à l'état actuel baykat bi même bu doon jaay kilo gerte 1000 francs du ci génn parce que bu fekkee da ngay ah non à 700 tonnes à l'hectare. mais ministre bi nee na ciment bi li tax ñu yokk baykat yi ñoo jënd kii bi yëpp ñoo jënd ciment bi yëpp ndax dañu kontaan loolu c'est des délires loolu bi mu ko waxee pare ministre de commerce tontu na ko man bëgguma perdre temps aussi ci détail yooyu loolu ministre de commerce tontu na ko wax na lan moo tax ciment manque donc loolu lépp c'est des délires il faut ñu xam ni gerte gi filière bi ñi ngi koy yàq te bis bu yàqoo dina métti ci Sénégal gépp parce que ñi nga xamante ne ñoo nekk ci àll bi xëjuñ ci taax yi déjà taax rek c'est déjà débordé parce que li nekk ci àll bi ki su néew nga xam ne dañuy dund ci gerte wax dëgg fa yàlla loolu dañ leen jàppale ñu ñoŋal ko ba nga xamante ne di leen gën a mën a toog ci àll bi ba nga xamante ne même ñu nekk ci dëkk bi ci taax yi nañ dellu ci àll bi di nga xamante ne di fa liggéey te dafa am ay conséquences yoo xamante ne exportation bi dafa ko am
baykat bi jaay na kilo gerteem 300 francs je suis d'accord mais baykat bi tey bu fekkoon dafa jaay kilo gerteem 250 francs mu des ci dëkk bi il va acheter le litre d'huile à 700 francs 800 francs aujourd'hui mi ngi koy jënd à 1200 francs. lu tax mu koy jënd 700 francs parce que temps boobu yéen la koy jaay yéen. parce que bu ñu ko transformé daf ko conditionné ko kii ko raffiné ko gerte du weesu loolu. parce que huile dafa am comme li Alpha Diallo wax huile dafa am ay tension ci marché mondial bi loolu moo tax huile yéeg te huile mën na manqué huile mën na bañ a am parce que amul kenn ki nga xamante ne da ngay importer produit mu assuré que ni di nga am produit parce que ñan la koy jaay. mais nga pay du ko jaay baykat du ko jaayoon 250 yéen daa ngeen ko jënd woon. effectivement 205 c'est un bon prix alors que dinañ mën a jaay. daa ngeen am rakkal daa ngeen am. dañuy am rakkal am lépp dinañ am diw jaay ko moins de 800 francs am rakkal jaay ko 150 francs liggéey créer emploi créer valeur ajoutée ba pare semence bi dañ ko fi bàyyi parce que ñun bu ñuy liggéey. moom est-ce que dana si génn moom 250 bi. mais c'est le prix plancher baykat bi ñoom waxtaan nañ avant ak Sénat ak tout ba d'accord ni 250 baax na yaa xeeti ñoom bu nee baax na kay ba d'accord def prix plancher te ñun mën nañ ko jënd sax lu ëpp 250 loolu ñun def nañ. waaw bon nag yéen ren ñun jënd nañ gerte 300 liggéey ko. 300 francs jënd nañ ko gerte liggéey ko parce que marché mondial bi ren amoon na demande huile ba nga xamante ne nii même bu ñu jëndoon kilogramme de coque à 300 francs parce que gerte ren bi amul densité mais am na diw bu fekkoon jënd nañ ko 300 francs mën nañ exporter diw bi xëy na nga jaay ko ci marché national bi du yomb parce que diw bi day romb 1000 francs day mat 1100 francs mais mën nañ ko jaay à l'extérieur mais bi ñu àggee 300 pays baykat bi dafa yëg 320 donc li ma la bëgg a xamal mooy baykat bi bu jaayoon kilo gerte 250 jënd litre diw 900 francs moo gën mu jaay ko 300 francs di jënd litre diw 1200 francs alors que dina am rakkal boobu dafa am lu muy joué ci nga xamante ne nii mooy bétail bi baykat boo gis sàmmkat la am na nag wala fas wala mu am troupeau parce que li ñuy liggéeyee dañuy soxla rakkal boobu da ñëw Touba jënd ko kilo 150 francs instant bi gisu ko ripaas lay jënd te ku na xam ne rakkal moo gën ripaas fuuf. donc baykat bi dafay gën dépenser si ripaas bi muy jënd. effectivement mais yow li ma la bëgg poser question 300 du ko jaay yéen da ngeen koy jënd boo yéen. mën nañ ko jënd bu fekkee. te daa ngi si génn baykat bi dañ si génn. mais baykat bi kay xanaa xam nga baykat bi jaayul sax gerte 300 c'est les opérateurs économiques ñoo jënd gerte gi au début à 250 même à moins de 250 jël ko di ko jaay di yéegal prix bi à jusque amul benn baykat booy waxal ci àll bi mel ne sama gerte 300 laa ko jëndee parce que ñi jënd gerte bi à 250 ñoom ñoo ko jël c'est les opérateurs économiques jël gerte gi stocké ko di ko jaayal chinois yi parce que au partir de mois de décembre janvier février amul benn baykat boo xamante ni denc na gerte mais opérateur stockeur exportateur ak ñi nga xam dañu am xaalis mën a jënd gerte denc ko ñooñu ñoo denc gerte gi di ko jaayaat ay 300 320 ba 400 sax àgg na fa mais amul benn baykat boo xamante ni dina taxaw ne la jaay naa sama gerte plus de 300 ñi fi doon ëppan prix yi ñuy jaay mooy gerte bi nekk ay Vélingara Kolda nga xam ne gerte bu baax la à 285 francs la doon jaayee boo ñëwee fii ci Saloum ay 260 boo demee Louga ñoom seen gerte 250 la ñu doon jaay. Saloum fi am nañu fi jaay 300. effectivement am na mais loolu après la mais au début parce que après dem nañ ba. oui après bien sûr bi mais au début de la campagne. vers Louga waaw foofu moom ay 250 vers Louga 250 yi dañ ne siiw am ko parce que ñoom seen gerte amul densité. non amul baaxul noonu. baaxul boo ñëwee Saloum 260 250 260 boo demee. Saloum seen gerte est-ce que baaxul na ñoom. waaw tane na mais gerte bi d'une manière générale leen densité bi baaxul. bi gën baax moom fu mu nekkoon. côté vers le sud vers l'est. Vélingara mais li tax ñooñu loolu lan moo tax seen gerte baax ñoom. dafa xam nga gerte gi li tax mu baaxut laa lay expliquer. non li tax mu baax laa côté yooyu. waaw xam nga foofu dafa ëpp lu muy taw déjà. waaw xam nga 73 bi. waaw mais xanaa du taw bi côté rek mooy. waaw mais xam nga semence déjà dañ ko exporté daaw déjà semence bi baaxut. waaw moo tax gerte gi bon ren te déwén lay gën a bon parce que semence bi dafa gën a bon. te xam nga 73 bi dafa mën a supporter ndox. ñun ñi nga xam ne dañu am 55 mooy zone Bawol bi 55 bi après magal bi mu tawee dafa indi handicap xam nga ministre bi dafay def erreur dafa yaakaar ne taw bi bu bëri rek ndox nawet bi dafay baax alors que taw bi mën a nekk handicap parce que bu fekkee da nga am gerte boo xam ne cycle 90 jours la 90 jours nga bëgg a déqi nawet bi jeexut mu tawaat gerte boobu mën na yàqu mën na indi ay problème après. mais kooku ministre bi xam na ko itam. bon du ma ci werante loolu moom wóoruma quoi vraiment mais gerte ndox mu bari c'est-à-dire que boo nee am nga ndox rek pluviométrie boo xamante ne. oui am na fu mu war yem. amoo ko depuis 1950 mais ce qui est sûr mooy ndox mi am na ñu bari parce que ñu bari avant màggal dañu waroon a deqi ñun dañuy bàyyi ba màggal ñu deqi mais bi ñu màggalee pare mu tawaat loolu dafa nekk handicap. dafay mën a yàq xooy voilà surtout 50 mais kooku baykat xam nañ loolu ñoom. xam nañ ko mais mënuñ ci dara parce que taw bi nga xamante ne day ñëw mënuñ ci dara parce que xam nañ ni gerte gi dañ ko war a déqi mais bu fekkee mi ngi xiin boo déqee sa gerte dafay yàquwaat donc loolu mooy problème te dafa am yeneen conséquences yoo xamante ni waxuma la ko béykat bi bu jaayeen 250 francs kilo gerteem mu des ci réew mi mën na jënd jiw kilo 500 francs 600 francs fii may wax ak yow kilo jiw mi ngi jar 800 francs te dina àgg 1000 francs donc béykat bi en fin de compte day perte
c'est mais ça. baykat war na denc gerte non. non loolu du ñëpp koy def parce que denc gerte moom denc xaalisam rek boo amee soxla da nga koy jaay dem faj see soxla. waaw mais ñoom li ñuy jaayee ay 250 ba 300 non mais xam même nga 250 sax bu fekkee nañ ko jaay war na am tuuti xaalis Matar, quand même. baykat bi nañ ko comprendre jamono neexut yow mi da ngay am xar ni da nga koy denc pour tabaski waaye boo amee benn yitte boo xamante ni nii dafa urgent da nga koy jaay faj ci yitte boobu baykat yëpp dañuy denc jiwu mais benn instant nga am benn soxla boo war a faj am ordonnance wala dara da ngay jël sa ñaari saako jaay te ñetti saako dem ci école yeeg gàmmu yeeg màggal corde yeeg jaay bi ngénte yooyu dem ci luuma ba jaay ko am weccet daal di faj see soxla bu nawet bi ñëwee nag nga uti jiwu loolu mooy li am mais baykat yëpp dañu am yéen a denc jiwu mais jamono moo neexut jamono moo leen permettre ñi denc gerte di xaar mu tawaat ñu koy ji loolu moom il faut ñu comprendre leen buñ leen parce que problème bi du prix problème bi mooy bu fekkee yow da nga am benn tonne benn hectare am 800 kilos vraiment bu ci fashee soxla 1 an loolu c'est très compliqué dañuy jàppale béykat bi en amont fexe ba nga xamante ni capital semencier bi defaraat nañ ko muy am 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes à l'hectare am maîtrise de l'eau du béy noor ak nawet vraiment loolu mooy tax mbéy mi suqaliku mais bu ñu nekkee fii di wax problème mu prix loolu taxul béykat bi génn ci même bu doon jaay kilo 500 francs avec 1 tonne à l'hectare mi nga xamante ni moom fa leen toll béykat bi day ci ay jafe-jafe rek lay nekk wala muy dépendre ci taw bi mën nga ji ba pare du taw mën nga ji ba pare taw bi du mat wala taw bi ëpp wala des choses comme ça maîtrise de l'eau foog ñu jàppale ci béykat bi loolu mooy solution yi parce que loolu ñun agropole yi loolu leen waxtaan parce que agropole mais maîtrise de l'eau doo waxee il faut que ñu jàpp solution yi mais foofu da nga bëgg indi affaire irrigation quand même. ah mais bien sûr. waaw mais où est le problème actuellement. où est le problème irrigation lu tax duñ ko taxawal. mais c'est des moyens c'est à l'état de sortir l'eau bi nga xamante ne mi ngi ci suute nappe phréatique yi. mu génne ko loolu mais béykat bi mënut a gas ay forage. waaw moom laay wax mais man kay dama la poser question bi man lan moo tax ba tey état bi laax defu ko yàgg nañ ko au niveau de la vallée rek am nañ fa ay terres yu ça moom xam naa président bi bu fi ñëwee wala le ministre moom nga posé ko moom la ci gën a mën répondre parce que loolu mooy solution bi te loolu ñoom li ñu bind lépp wax nañ ko li ñu bind lépp nañ fekk mbéy mi amuñu maîtrise de l'eau xam nga ji di xaar mu taw loolu moom avec les changements climatiques loolu c'est aléatoire tey suñu suuf si it foog ñu defaraat ko foog ñu xool nañ lañu koy defaraat capital semencier bi waa ISRA ñu may leen doole ba nga xamante ni yow. mais capital bi semencier bi lan mooy problème bi ba tey jii si jiw bu baax amuñu ko. waaw capital semencier moom certifié à peu près ñaata nañ si am. waaw xam nga certifié ñoom li ñu wax ne moom leen am mooy 79 000 tonnes loolu ça ne correspond pas à la réalité. si certifié la am de. waaw ñoom loolu leen wax. ah bon loolu leen wax alors que ils n'ont pas ça man ñi nga xamante ni dama leen a xam ñu déclaré semence certifiée te amuñu dara dafa bari moo tax su ma taxawee ab rajo wala ab télé naan amuñu lii dafa am fu ma ko teg y a des gens yoo xam ne ils ont déclaré 1000 tonnes de semence certifiée alors qu'ils n'ont même pas 1 kilogramme. ah yow loolu dafa la wër noonu. comme ça waaw xam du question loo xam ne damay tax xam nga tamit man responsable laa mënuma toog ci rajo wala ab télé di wax loo xam teguma ko fenn. li may wax lépp dama ci am ay preuve leer naññ ñoom bu ñu ñëwee suba Mbàkke Touba ma yóbbu leen ci ay seko yoo xamante ni dañ leen wax gerte maa nga fa dara nekku fa loolu kenn leer na. kooku yan seko la. non mais du ma la ko wax parce que tamit. ah yow tamit yaa ngi da nga leen fa yóbbu. nañ ñëw xam nga ministre bi bu fekkee li muy wax du dëgg. moom nañ ñoo woo ni ma. non man kay pour suñu auditeurs yi moo tax pour. waaw non dama lay wax xam nga auditeur bi la ko man du ma personnaliser du ma fi nekk. non wax ma nga personnaliser damay wax li am. man barki démb j'ai été à Bogo. Seko ba fa nekk nga xam ne ay village yu bari foofu la ñu approvisionné chef de village dama ñëw je suis inquiet parce que fii la suñu semence daan ñëw mais gisaguma fi semence loolu kenn leer na Bogo à 21 kilomètres de Touba ñoom bu ñu xëyee dañ fa dem ñu ubbi Seko bi bay ki nga xamante ne ni moom ko moom c'est un chef de village Mor lii sa joxaan na la tudd moom nee na ma suñu semence fii lañ ko daan teg mais man de gisaguma fi semence. gaa yi dañu jaay yëpp. ah dañ koy prix baa neexoon. waaw. prix baa neexoon ki nga xamante ne ni tey mën na jaay nag yow loolu nga wax risque le bon pour le paysan. mais c'est dangereux c'est grave xam nga ñun industriel leen ñun xëy na mën nañoo def seeti leneen ay businessman leen mais le paysan moom mooy problème bi foofu ci moom mooy yëg conséquences yi parce que jiwu bu amut en fin de compte parce que man mi créé sama usine am na leneen lu ma nekkoon man damaa nekk ci leneen mais lépp parce que man damaa sax def exportation parce que comme li Habib wax ñun ñëpp comme neex nga exporté mais le paysan moom mooy am problème ñun foofu loolu moo tax ñu interpellé le président de la république parce que paysan bis bu demee ba amatul jiw vraiment ce sera très dur parce que fii may wax ak yow gerte bi nga xamante ne moo jógee Burkina Faso moom lañ yaakaar ji te gerte boobu bis bu ñu ko jiyee ci suuf si kenn xamul dina sax kenn xamul du sax parce que condition climatique yi du benn suuf si du benn boo gisee ministre bi bind circulaire di artu les opérateurs semenciers xam na lu tax parce que xam na ni gars yi ñi ngi jënd gerte googu di ko dugal ci biir capital semencier bi circulaire bi ngi nii c'est le 23 avril loolu kay lu ko gën a leer amul ministre de la république dina taxaw di bind circulaire naan si gars yi seen gerte gi bi ngi ñëw mais bu leen ko jënd tegu ko fenn dina am semence boo xamante ni doy na. ñu nekk moom mu jóge fan. ah Burkina Faso la jógee. Burkina seen ñebe boo ko fi jiyee du sax dina am ngooñ ñi rek mais du am ñebe seen mboq boo ko fi jiyee du sax mais seen gerte kon boo ko fi jiyee ala xam
mën naa bañ a sax mais mu bañ a sax laa gën a yàgg parce que yow bu fekkee gerte Ziguinchor boo ko jiyee fii du sax nga dem jëlil ma gerte Burkina Faso mais c'est très risqué situation boobu la ñuy vivre mise en place semence yi jeex na barki démb le 25 nan génn ni semence yëpp def nañ mise en place koo xamante ne jox nañ la notification depuis 2-3 mois yaa xeeti am nga temps nag balaa ci 2 mois yi nga indi semence si seko bi fii may wax ak yow na ministre bi génn ni semence yi mi ngi ci kii bi ñu def reportage à la télé te bañee def li ñu defoon barki démb dem Kaolack génn fa ay semence yoo xamante ni ku ko gis ci télé xam ni semence bi baaxut je vais vous montrer les photos ñu def reportage le 26 avril RTS journal télévisé daan ni waa at Kaolack am nañ semence quantité ak qualité semence yi photo baa ngi nii sama portable boo la neexee nga dugg ci YouTube journal télévisé le 26 avril RTS DRDR bu Kaolack def tournée ñu génn ay semence yoo xamante ni à l'œil nu da ngay gis ni dafa am ay bën-bën am na ku ne ma sax lii du gerte ren gerte daaw la. en tout cas Caritas ñoom defe naa li nga doon wax sànq si ragal nañ semence yi manqué ñoom ñoo ngi dimbali baykat yi ndax pour risque semence. ak yu demee noonu def naa dégg nouvelle en tout cas soxla nañ dimbal de te sama problème mooy di nga gis ku bëgg a dimbali baykat bëgg semence te du ko gis parce que bu semence amee cher sax mën nañ comprendre mais di nga gis koo xam ne dañ ko jaay parce que gerte Burkina Faso bi dafa nduru ak 55 bi bu ñu ko defaree ba mu set bu nee la 55 bi la bi ñuy ji fii da nga naan moom la alors que c'est pas la même chose te gerte bi donc ministre bi loolu lay prévenir nit ñi. waaw voilà mais nag man li ma métti. ñu indi fi semence boo xam ne du bu baax. loolu voilà loolu mais li ma ci métti mooy dafa wax ni waa département Mbacké alors que waa Sénégal gépp suma loolu Kaolack la gën a bari gerte Burkina Faso bi Kaolack la gën a bari balaa gerte egg si Touba dina jaar Kaolack dina jaar Tamba te foofu fépp dafa may opérateur yoo xam ne ñoo soxla gerte gi donc bu nee parce que Touba dafa weex donc nekk capitalu gerte waaw dafa circulaire bi mi ngi nii Matar dama la koy jox nga lire. non ma kay yaa toog yow luy laajte. voilà moom moo ni commerçant Touba yi dañuy daf leen di suspecté dañuy jënd gerte yoo xamante ne nii kenn xamul fu mu jóge kenn xamul baax na wala baaxul alors que du commerçant Touba yi kese waa Tamba ñi ngi koy jënd waa Kaolack ñi ngi koy jënd ma am na ku ma bi mu gisee circulaire dafa ma woo ni ma man am na ku ma ko déclaré Kaolack la nekk ni ma am naa 50 tonnes gerte boo xamante ne Burkina Faso lu jógee. waaw mais gerte gi du dee dugg am na fu muy jaar non. mais am na tam ñoo xam ne war nañ ko xool doon muy dugg si. waaw non xam nga kenn ku ne sañ nga importer gerte indi ko ci réew mi xam nga lu ñu sañoon mooy dugal ko ci capital semencier bi. parce que xam ne ni gerte amatul Sénégal léegi nag xam nga Sénégal dañuy soxla gerte dañuy gerte caaf dañuy maafe dañuy et tout mais gerte googu kenn ku ne sañ nga fi indi gerte ñun sax am nañ sañ nañ dem Burkina wala Mali ñu dañ ko def di jënd fa gerte di ko segal mais nag li ñu sañut mooy jël gerte googu ay opérateur dañu déclaré ñoo am nañ semence certifiée ba état bind ba état di am nañ 105 000 tonnes alors que amuñu dara dem Burkina Faso jënd fa gerte à la place de la semence certifiée ñu fay teg gerte googu. loolu mais donc daal selon yow loolu dafa woon ni donc ay chiffres yu ñu doon joxe ci gerte gi kooku bon warul am puisque ñoo ngi jëli gerte feneen di ko dugalaat fii. mais c'est la preuve xam nga yow ministre bi bu reconnaître que ni gerte mi ngi jógee Burkina Faso di ñëw ci réew mi ça veut dire que ne il reconnaît que ni moom chiffres yi mu joxe amul parce que bu fekkee da nga def 700 000 tonnes alors que xam naa ne sax bu 700 000 tonnes alors que am nga 1 million 797 000 loolu la wax waxoon na 1 million 800 mais wàññi na ci tuuti 1 million 700 war na des 1 million 80 000 tonnes ci dëkk bi mais dëkk bu am 1 million tonnes gerte naka lay demee Burkina Faso dafa jëli gerte di ko indi ci réew mi c'est-à-dire nañ toog ñu xalaat ñu wax loo xam ne. mën na waaw mais yéen sànq bi ngeen di def ay estimation dem ngeen ba àgg si boor 713 000 tonnes ah waaw mais du ngeen si boole kii du ngeen si boole réserve personnelle yi. réserve personnelle war na nekk à peu près combien vers 300 000 tonnes 450 000 tonnes à peu près la ñu wax moom mooy li nga xamante ne mooy la consommation intérieure. waaw mooy li ñuy soxla. kooku donc dañ nekk 1 million 100 au moins 1 million 200 000 tonnes léegi mi ngi koy jege. waaw mais xam nga réserve yi mënoon ni consommer nañ ko parce que fi mu nekk nii am na fii ba muy nawet dañuy consommer gerte am na ñuy denc gerte mais te la réserve yi c'est exagéré. réserve yooyu motu sax 100 000 tonnes mais ils ont dit 450 000 tonnes mais fii bu fekkee dañuy consommer gerte Sénégal 300 000 tonnes waaw d'accord mais Sénégal fi mu nekk nii ku fi consommer gerte bu jóge bitim réew même au temps bi nga xamante ne ni gerte Sénégal mi ngi fi gars yi dañ doon jëli gerte bitim réew di ko indi moom lay wax Habib Thiam mu am li nga c'est grave mais loolu moo am j'ai des preuves am na gars yoo xamante ni depuis le mois de novembre avant Sénégal di am gerte di seen gerte di wow am na gerte bu doon jógee Mali ñu koy jaay ñu koy stocké bi campagne bi commencé ñu commencé ko exporter j'ai des preuves loolu kay bu ñu ñëwee Touba moom leen ay facteurs yoo xamante kooku douane bi non mais douane bi sax war na si mën xam dara loolu parce que gerte gi fu mu bien sûr du dugg noonu comme ça bien sûr douane bi kay am na ñu ngi ci frontières yi am nañ chiffre mais comme duñ joxe chiffre yooyu ñoom chiffres yi ñu joxe mooy chiffres yi génn mais chiffres yi dugg duñ ko parce que bu ñu ko joxee dañuy xam ne 1 million 800 000 tonnes bi c'est du délire mënul nekk Sénégal mënut a am 1 million 800 000 tonnes c'est impossible loolu depuis novembre ñu ngi koy wax c'est-à-dire dafa leer léegi maintenant c'est clair que amuñu ko c'est-à-dire loolu moo am bu leen neexee ñu ngi wax déwén on aura 2 millions parce que déjà ñoom chiffre léegi lañ koy wax déwén voilà objectif c'est 2 millions donc déwén ils vont dire 2 millions alors que on aura même pas 500 000 tonnes parce que amuñu jiwu te kenn xamul taw bi nu muy demee nga taxaw ne lii ngay am parce que chiffre bi bañ koy wax boobu tawagut on va battre les records voilà et tout mais
bon léegi ñu ñëwaat si beneen bon enfin sànq waxoon na benn question bu xaw a importance mais semence loolu te léegi ñoo ngi bugg rek foofu nen taw bi mën na baax trop semence bi baaxul mais nga gis quantité bi bare yooyu itam daan na am. non Matar semence moom bu baaxul ak lu mu taw doo am production loolu moom semence bu baaxul suuf baaxul gerte moom ñett yooyu la semence suuf ak taw ñett yooyu moom bu ci manqué. engrais nag. engrais bu sa suuf baaxee sax soxla woo ci lu bari engrais bi suuf su bon moo tax ñuy soxla engrais mais suuf si moom mooy priorité bu suuf si bonee nag xëy na mën nga ko defaraat ak engrais taw bi nag mën nga arrosé waaye nag yaakaar naa ñun li ñuy bay moom arrosé ko yombut mais semence moom munoo fexe ba am production munul nekk man boog baykat man bayuma de damay def transformation laa def man kenn ñu ñaan da ngeen di bay et tout mais xam nga ab filière chaîne de valeur kenn ku ne dafa am sa liggéey. ab baykat day bay transformation opérateur bi jënd ak jaay transformateur bi def transformation man li nga xamante ni moom laa soxla ci gerte 10 tonnes par jour su ma ko bëggee bay bu ma amoon 10 hectares benn jour laa koy liggéey àll bi du ma fi aw ma fenn fu may dem ñu may 10 hectares mënul nekk foo dem ñu ne sama suufu maam la sama suufu kii la maa fiy liggéey nañ dimbali baykat yi jàppale leen ñoom ñu bay ñi transporter def transport opérateurs yi def seen stockage ak seen jënd ak yooyu ñu def suñu transformation commerçant yi jaay. pratiquement heure baa nga bëgg jeex ñu dellu soit tout si Rasiaat alors léegi nag lan ngeen yaakaar pour taxawalaat def restructuration et cetera est-ce que yéen a ngi siy xalaat fu ngeen si toll. waaw ñun déjà parce que da ngeen ni yëpp dafa yàqu yooyu ngeen wax. waaw kenn liggéey bi amatul dara parce que affaire dafa exportation beeg yooyu dafa kii taxawal seen maanaam doole léegi lu ngeen nan ngeen yaakaar ni tey jii moom yan pexe ngeen di taxawal tey jii pour jugaat. waaw déjà xam nga li ma la wax moom mooy ñun suñu problème li ci moo ko ban saafara mais nag ñun tooguñu rek di jàmbat on a écrit bind leen benn projet boo xamante ne ni c'est pour usine Rasiaat yëpp gën a taxawaat ba nga xamante ne bu gerte ñoree tey kenn du wax gerte gi ñi am nañ capacité parce que déjà ñun suñu capacité ANSD firndeel na ko machine yi ñu ngi Touba mais dañuy wax état comme dañuy wax ci dañu nekk ci relance économique nekk ci jàppale entreprise pour ñu am emploi loolu ñun yaakaar naa bala ñoo jàppale kenn ñi nga xamante ne ni dañ cey nekkoo war nañu jàppale déjà bind nañ ay projets nga xamante ne nii état bu ñu bëggee jàppale xam na fi muy jaar bind nañ mémorandum ba nga xamante ne nii aussi problème yi nga xamante ne nii moom la filière bi am bind nañ ko ci solution yi ñuy proposé bind nañ ko ci li ñuy wax nag mooy fi mu nekk ni ñuy tàllal loxo le président de la république parce que moom mooy aali kale ji moom mooy mën a fexe affaire yi changé ñu toog comme ni ko monsieur Habib Thiam waxee foofu ànd naa fi ak moom foog ñu toog parce que même exportation bi sax buñ ko réglé wut mais Sénégal yi nga xamante dañoo nekk di ci yëngu duñ ci am dara parce que man am na ba exportateurs yi bari yu ma gis yoo xamante ni nee na ma vraiment affaire bi gisuñ ci suñu bopp parce que man dama daan jënd gerte dem yóbbul ko chinois bi léegi chinois mi ngi dem di jëndal boppam te yaakaar naa war nañ fexe gerte gi Sénégal yi nga xamante ni dañuy liggéey ci exportation bu ñu dee exporté ñoom ñu gis ci seen bopp parce que gerte kemb moom bu ñu ko doon exporté ñoom ci lay ëpp valeur ajoutée ñoom ci la ñuy gën a ëpp bénéfice mais gerte boo gisol boo xamante ni chinois bi day taxaw ci buntu tool bi non mais les chinois yi def naa dematul ba ren de dañuy dem ba ci àll bi di jëndal seen bopp gerte xooleel ko seen bopp yóbbul ko seen bopp Chine loolu moom gis naa ko ren waaw xam nga sénégalais bi moom moo waroon def loolu parce que wax dëgg fa yàlla ñun man tukki naa fenn fu ne en 2000 def naa tour du monde waaye amul benn réew booy dem sañ-sañ boobu nga am ko foofu wax dëgg fa yàlla teraanga Sénégal nag xëy na moo demee noonu waaye loolu moom yaakaar naa li naan ëpp na quoi vraiment loolu waruñ ko en tout cas daal ñu ngi woo président war ni ko soxla neen vraiment ku ñu jàppale suñu investi parce que loolu mooy njariñu Sénégal comme ni ko gars yi waxee président loolu la wax PSE bi dafa wax lu leer conseil des ministres 9 décembre dafa wax lu leer ba conseil des ministres bi nga xamante ni bi ñu tëj campagne bi naan on doit passer à l'échelle supérieure maanaam dañoo war a dépasser exportation président loolu la wax toujours mais nag na fi teg ñu ko mën a concrétiser woo nit ñi ñu waxtaan ñu indi ay solution bu ko defee kenn ku ne gis sa bopp parce que 200 milliards li ñuy jël yóbbu ko Malaisie jënd gerte mais 200 milliards bu desee ci réew mi c'est 3 points de croissance loolu ndamu président la ndamu Sénégal la huile autosuffisance alimentaire loolu mën na nekk parce que 513 000 tonnes yi nga xamante ne nii moo génn dem Chine loolu bu ñu ko transformé woon dañuy am diw bi nga xamante ne doy na ci réew mi donc c'est possible de bien vrai que production bi baaxul mais li fi nekk ku néew sax war na ñun Rasiaat rek on peut assurer 40% des besoins en huile du Sénégal Rasiaat kese waxuguma CIT waxuguma COPEOL waxuguma Sonacos donc le problème rek la ko mën na nekk mais bu fekkee dañu ragal wala dañuy yaakaar ni mën nañu masquer les problèmes maanaam masquer ko mooy comme rendement yi baaxut nañ bàyyi baykat bi jaay lu ko neex coow du am dañuy ragal ñetti baykat yi génn parce que en 2018 looloo xewoon en décembre gars yi commencé yuuxu naan gerte gi dina yàqu mais campagne bi soog a commencé nga ne gerte kay bala mu yàqu da ngay dem ba mois de mai mois de juin nga xam ne mi ngi bëgg a taw nga xam ne yow jaayoo sa gerte mais 2018 mois d'avril décembre exportateurs yi wala ñenn ñi dem gis ñetti paa bi yoo xam ne sax bayuñu leen yuuxu leen seen gerte gaa ngi yàqu voilà ñu yuuxu état reculé non mais il faut état am vision
parce état recul c'est-à-dire mu permet dindi taxe wala. waaw dindi taxe bi ba pare favoriser les exportations. donc c'est donc piège la woon rek pour. non piège la woon rek mooy li ñuy wax naan bu fi. waaw mais état xanaa quand même am na ñu ko toogal si kaw ñoo xam ne mën nañu vérifier yooyu. quand même waaw man loolu moo ma jaaxal nag parce que man en 2018 bi ma toogee ak le premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne ni ko premier ministre gerte mois de juin du ko fi fekk gerte ñun li fi nekk 2 ñu gàllax ndiku gëmu ko def na ma mais jaxate yow gerte gi ñeneen ma dina yàqu man ko mais gerte ni muy yàqoo Sénégal di li ñu soxla ci gerte amu fi man samay usine maa ngi nii def bindal ko mémorandum ni ko j'ai une capacité de temps te ñun daaw la gerte gënoon a bëri foofu dañ ko liggéey wala 2010 wala yooyu 2010 surproduction boobu yàquwut pourtant dañ doon wax gerte de te boobu ñun bëriwut maam xarit Mbacke xanaa demul moom tam seeta leen waxtaan ak ñoom waaw maam xarit def na lim man lépp maam xarit boo gisee mu bàyyi sax dafa dem ba xam ne moom xëy na lim man mooy génn di ñaxtu wala di marche te moom kilifa la mënut loolu moo tax mun ma Ousmane vraiment man lii mënatuma ko jiite parce que vraiment maa ngi bëgg a décourager parce que moom en tant que doomu Serigne Mourtala Mbacke du génn ci ay rajo di def ay takk ay brassard rouge moom loolu tax mu bàyyi dafa dem ba xam ne affaire mënu ci dara waaw mani président de war na dem Kaffrine ak ba Kaffrine jóge fa waat ba Kédougou waa xanaa dana xool defe naa kaw gi pour kii na dem ci seko yi premier ministre puisque amatuñ premier ministre te suñu premier ministre ñoom duñ dugg ñoom tam si kaw gi di xool te ñoom ñëpp kaw ga doon jóge mais kooku loo gisee problème boobu kii ko saa sa jógee Ousmane nee na moom Kaffrine la woon et cetera pourtant ñoom ñëpp si kaw gi nañu bokk de mais donc man doomu day wax ni gaa yi xamuñu lu xew daf may xaw jaaxal man sëñ Matar parce que ñoom kaw gi xam nañ ko sëñ Matar président daal li ma koy ñaan mooy bu demee ci àll bi na bàyyi protocole bi bàyyi lépp ñu ubbil ko seko yi mu xool mu jël gerte gi tubb ci loxoom ànd ak ku xam gerte waa Israël ne ko waa gerte gi loo ci xam àll bi moom yaakaar naa seko yi bari nañ ko woon semence parce que affaire semence yi ñu ngi koy saytu man dégg naa ci wéyu bay Cour des comptes ñu ngi woo gars yi xam ne ni semence bi am na ay affaire parce que ñu ngi ciy enquête xam ne ni semence bi gars yi ñu ngi koy déclaré am na ay affaire comme Cour des comptes ñu ciy liggéey nag nañ bàyyi rek mais semence yi ñoom seen biir ñoo toog waxal ko seen bopp ak ñoom si Moussa Cissé Lo daal di tamante dem kooku ñoom seen biir la wax naan kak du loo xam ni ñeneen ñoo ñëw sax kii ko waaye ñoom seen biir sax dañ ko waxante waaw problème am na mais problème boo xam ne day indi conséquence bu garaaw man ren laa koy soog a gis ren laay soog a gis waaw ñun tam yéen a ngi Touba président keroog ñëw si guddi gi xanaa jof leen ko ngeen waxtaan ak moom daal ko bi sekuy daa man 10 heures 11 heures ci guddi bi may tëdd di nelaw laa ko xool ni ma président ngi Touba man damay jug sol sama pyjama dem di seeti président waaw mais ngeen xamal que ni du ñëwtee Touba na dugg boog sa sek waaye dañu ñëw Touba dem seeti sëriñ si rek daal dem ñibbi du lu xool seku si waaw man de xam nga dañ leen koy wax loolu moom yow sañ nga koo wax déedéet yéen te war ngeen sañ wax parce que seen liggéey la waaw d'accord xam nga nit ki nag mënoo ko yaakaar ba pare di ko sànni xeer comme ñun moom lañ tàllal loxo nañ ko bàyyi rek bu demee ci àll bi na xool seko yi bu ñëwee Touba nag moom comme ni nga waxee yu yoon bu yaatu ñun di leen ko indil suñuy doléance mais bu njëkk ba président yi dañ daan def loolu ak premier ministre non dina président da ngay def di dem si kii président boo gisee suñu accord 13 mars bi mais léegi nga gis gars yi toog seen bureau rek taal seen non président gis nga su accord 13 mars bi président dafa demoon ci àll bi ci la gis woon béykat yi gis gerte gi gis ni gerte gi bi ngi ci àll bi gars yi jaayeegun ko ci la ñu woo donc moom bis bu génnee dina gis loolu moom mënul ñàkk ak lu gars yi mën a indi ay am na ay ñoo xam ne nag dañuy mbubboo ñu ñëw représenté béykat yi voilà te seen association yi duñ def AG kenn mosu leen a gis ci ay tool kenn xamul seen association ñaata nit leen ñuy gën di waxal béykat yi loolu nag bu ko président defee moom dina nekk erreur na dem ba ci àll bi bàyyi protocole bi fële comme ni Macron defoon bi ñu ñëw ci classe mu bàyyi gars yi fële dem wax ko coupe élève na bàyyi gars yi fépp dem ci àll bi wax ak béykat yi gars yi ubbil ko seko yi ni ko ana seko yi ana gerte gi loolu moom yaakaar naa di lu ñàkk temps bu ko defee dina xam ne problème am na. président moom defe naa yooyu dafa mel na xamante ko de. moom la xam ne loolu daal. dana war. mbokki auditeurs yi balaa si nekk juróom-ñetti waxtu teg na fanweeri minute ak juróom-benn tey jii ñu nekkoon si li nga xam ni moo doon Rasiat nag ñoom seen ay jafe-jafe defe naa doy na waar trop mi ngi noonu kenn mënu ko jeexal xanaa ba beneen yoon incha allah de toute façon ki leen fi toogaloon moo doon seen président bu bees bi nu fal mu wuutu ka fa nekkoon di Mame Khary Mbacké moom mi ngi tudd Ousmane Diakhaté di président Rasiat di gërëm bu baax a baax Ousmane si tey ji sa teewaay ak information yi ngeen fi génn ak waxtaan bi nga xam itam développé nañ si wàllu gerte et cetera ak yu mu dem yooyu yëpp di gërëm également itam ñi nga xam ni woote nañu si biir débat wax seen xalaat ak tam suñu auditeur yi nga xam ne ñoom tam ñoo doon teewlu émission bi Assane Thioune moom nekkoon si partie technique bi Makhtar Sall doon leen présenté seen i émission waar yi di leen jox dox daje incha allah beneen àllarba jërëjëf di gërëm également ñi nga xam itam ñoom ñooy sunu
partenaires yi di la banque agricole LBA ñoom kuy wutu production bu tar rek si boo nga gaawantu dem sa ñoom ndax ñoom loolu nañ fi nekk mooy fii seen liggéey jërëjëf ñëpp ñu leen jox dox daje àllarba incha allah. ngir gunge suñu réew mii di Sénégal ak mboole seem kuy yëngu ci wàllu koom-koom rawatina ci wàllu mbay càmm ak napp boole ko nag ak taxawaayu aar li ñu wër di alam bi ngir yokkute gu mat sëkk te mucc ayib LBA la banque agricole lëkkaloo ak Sud FM seen rajo ñoo leen doon may seen émission waar wi la banque agricole LBA di banque bi xarañ te ubbeeku